asalaamaaleykum mbokk déglukat seen rajo Sud FM 98.5 amaan nañu mbégte rek ci kattanu borom bi ñu àddoo fi ngeen di teewlu seen émission lu ci xam ñu war na rek comme ni ñu koy defee samedi ju ne waxtu wi jotee ñu fas yéene ak ñëpp ñi nga xam ni jamono ji ñu ngi ñuy déglu waxtu yi nga xam nag seen émission ñëw nag kon ñu fas yéene ci ànd ak àdduna wërngal képp ci li nga xam ni daanaka xeetu waxtaan yi leen di indil comme rek ni ñu koy defee waxtu wi bu jotee. danañ si fas yéene ànd ak ñu ñuy déglu tey nag ñu ñëw ak yéen ci li nga xam ni moo di daanaka luy def di wax luy ay di jàmbat ndaxte nag dëgg la jamono ji coow bari na lool ci li nga xam ni moo jëm ci wàllub suuf yu ñuy jox ay nit ñu koy exploité wala sax nguur gi moom tamit fàqal ñu bari ñi nga xam ni daanaka dañ leen koy jox ñu koy jëfandikoo waaye tamit loolee lañ ca jublu ba tax ni tey gis ngeen coow li ñuy doon wax ndaxte nag fan yii wees am na ñu duggoon commencé dugg sax si waxtaan wi naan nañ ca wax te dëgg la ñu ne woon dëgg la ndaxte nag il faut que ñu maîtriser li nga xam ne mooy ñaari pàcc yëpp la ñu wax ba nit ñi tamit ñëw indi ci lañ ci xalaat jamono ji ñoo ngi ci fi nga xam ni ba ñuy wax ni ci wàllu maanaam agro business maanaam ay borom am alam ñëw di jël suuf si di ko jëfandikoo nan la ñuy amee suuf si ak ñan lañ koy jox ak ci yenn anam. am ñeneen ñu ne déet mbayum paysan ndaxte li nga xam rek moo di daal mbayum cosaan bi mu ngi commencé di dee te ñooñee tamit war nañ see mën a gis seen bopp ak suuf si ñu doon nag seen i maam mu doon coow loo xam ni daanaka sax bu nekkee commission nationale de réforme li nga xam ne moo di foncière gi loolee lañ si doon jublu ak lañ si yaakaar ñu bëri jàpp ni gis ak ci seen bopp ndaxte nag léeg-léeg nga gis béykat yi ne mbir mi dañ see waroon gën a gis suñu bopp ci fànn woo waaye nag nga gis tamit ñee jàpp ni investissement dafa war a am ci dëkk bi ngir rek lu jëm ci wàllu lii ngay wax autosuffisance alimentaire waaye suuf borom nan la ko war a amee ak tamit ci yam anam est-ce que da ko war a def moomeelu boppam wala dañ ko war a louer suufu Sénégal su paree delloo ko wala nag bu ko nguur soxlawaatee jëlaat ko yooyu yëpp mu doon ay questionnement yi ñu bëgg indi ci waxtaan wi tey naam bu nekkee sax dëgg la dégg ngeen ci coow li diggante yenn dëkk ak ñuy coow ci fan wu waaye tamit ñu bëri ñi leen ci tudd te yëkkati yi wuñ si yey si yàbb ci mu jëm ci wàllu mairie yi nan la ñu war a joxe ak tamit liñ leen di jox nan lañ ko war a séddalee booy ku nekk war cee mën a gis seen bopp ci 88 628 98 98 am sax xam naa du ñàkk ñu jokkoo seeg Aline Badara Diop moom nag xelam dafa jëm màcc si wàllu décentralisation jamono yi ñu ngi ci doon waxtaan rek ba mu ne daal li jëm sax ci wàllu suuf Sénégal gi nuñ ko war a téye waaw dëgg la am na ñoo xam ne kuréel yoo xam ne ñoom lañ ko ŋànk ñoom lañ ko dénk leen ko waaye tamit est-ce que teewut lii nga xam ni moo di daal lii di suufu Sénégal yi nga xam ni terre yu ñuy war a béyee la mu ñu naan ko terre arable te sax benn jour maa ngi dégg Arona Ndofène Diouf ñëwoon ci banlieue bi wax ci ni daanaka Sénégal soo xoolee suuf suñu war a mën a béy 70% la ci biir Sénégal suuf Sénégal yëpp mu doon loo xam ne lu ñu ko war a mën a exploiter la jëm ci wàllub lañ ci war a nappee wala lañ ci war a beeg yooyu yëpp mu doon loo xam ni teewut ba tey coowul suuf mu ngi jóg ci yenn gox yoo xam ne daanaka soo mooy dana tàng lool wala sax bu njiiti réew mi si boppam artu woon ne bon mooy daal coow lu bëri li ñu koy indi wala problème yu bëri suy explosé ci suuf lay jógee moom mii nga xam ni nag moo jiite Sénégal yëpp xam loolu yan est-ce que moo ngi tegi jéego pour xool nan la ñu war a si réforme ci jëm nan lañ ci war a mën a taxawee pour ku nekk war ci mën si gis seen bopp si 88 628 98 90 dafa mel na am na ku nekk ci ligne bi de salaamaaleykum allo. waaw ku baax na nga def. sant bu baax a baax imam. waaw Sall ñu ngi lay ziar. Thiam na nga def. El Hadj bisimilah Sall. noo ngi lay ziar bu baax a baax. dal nañ leen ziar lu bëree bëri. Moussa. naam. Moussa coowal suufu feeg ay bakkan waxuma benn waxuma ñaar ay bakkan. feeg ay bakkan waddu ci ba tëdd du ñu xam fu ñuy mujj ak moom. waaw. Moussa réew mi ni muy doxee. nañu ko wax teguwul ci dëgg teguwul ci yoon. Moussa lan mooy domaine national. président bu ñëw daal lu la neex nga def ku la neex defal décret jox ko àll bu dul jeex mu moom ko. ku la maire itam buñ ko falee mu toog lu ko neex mu def ci tooli jàmbur yoo xam ne moom maamoom sax amutoon fu mu taxaw saw. mais voilà justement délibération yooyu ñuy joxe. mais Moussa lii waaw. mais Moussa loolu fan la tegu. Moussa nan dem ca sama mbokki séeréer yëre
ndeng leer gële ak beneen dëkk ba xaw ma. jilax waaw. waaw Moussa. xoolal man amuma lenn lu may kontar ci Babacar Ngom awma lu may kontar ci moom awma lu ma koy tagge xamuma ko xamaanuma ko. te du ma ko yàqal te du ma ko jox te du ma ko xasit. waaw waaye amuma itam lu may tagge sama mbokki séeréer yooyu. waaye gis nga Moussa nun laa wax ci biir laa dugg nun ñi dëkk ci fu dul Dakar. ñetti baat ñu ngi nu koy wooxe ñetti tur lañ ñu wutal. muy yan. benn bi mooy kaw. bi ci topp di baykat. ñetteel bi di baadoolo. Moussa demal ndengaleer googee ak dëkk bi nga tudd léegi nga laaj leen ban at lañ ko sañ. nga laaj leen ñoom seen maam yooye ba ci seen bàyyi tey. yi yor suuf sa di ca bay. waaw kan ci ñoom moo gën a mën a génne wenn këyit rek woo xam ne am na 10 hectares mu wane ni lii sama titre foncier la 10 hectares la maa ko moom tool yaa ngee kan moo ko ci man. waaye suuf soo doon na tamit. déet man dama laa laaj rek kan moo ci mën loolu. naka nag la nit di jóge feneen dëkku fa dëkkaanu fa ñëw bërki démb ñu jox ko fa 300 hectares. wala mu ne 100 wala mu ne 250 200 nangam hectares 300 hectares. moom am na déjà baay ba am titre foncier te ñee mënuñoo am kayitu suukar. Moussa fu mbir mi taw. mais est-ce que suuf soosu ñu war a exploiter dañ ko war a def titre foncier parce que suñ ko defee titre foncier moomeelu kenn la te suufu Sénégal domaine national jox dañ ko war a louer wala kooku ne moom am na titre foncier. kooku lu ko may titre foncier. te baykat ya fa nekk am 4 5 10 ba 10 hectares mënuñoo am ñoom titre foncier. lu tax kooka mën a am titre foncier ak 300 nangam hectares te moom dëkku fa dëkkaanu fa. dañ ko jox te moom joxu ko boppam Babacar Ngom joxul boppam. indien yi nekk Sénégal joxuñu seen bopp waa ji ñuy wax xaw ma fili xaw ma joxu ko boppam. ñi leen koy jox ñooña lañu war a waxali. kan moo leen ko jox Moussa foofu la wax ji ne. fi mu ne Babacar Ngom rek ngay dégg mais Babacar Ngom lu ko fa yóbbu ak ku ko jox suusa. kan moo ko jox ak ku ko defal titre foncier ba. léegi moom am na titre foncier 300 nangam hectares. waaw fi mu ne laaw la wala xawati boo léegi ay doomam ay moom ñooy moom ba faw. ana ña fa seeni maam sampoon mënuñu am sax 1 hectare. boo xam ne bii ñoom am na titre foncier mënuñu ko am. Moussa lii fu mu tegu am réew la. mais kon yow la nga jàpp ni maanaam procédé boobu wala procédure boobu. dañ ko war a Moussa dañoo wote woon fii Macky Sall ci boppam. dafa woote woon fii wote xaw ma référendum la tudd xaw ma dégguma tubaab. waaye man yàq baati tubaab safuma. ndax man intéressé wu ma. yàq baati tubaab. keneen a ci am gàcce mais du man. man yàq baati wolof laa gën a ragal ko ci yàq baati tubaab. Macky Sall la ko woote fii référendum. mu wote ko mu ne bu ñu paree ci affaire bii bu ko gañee suuf si danañ ko régulariser ba nga xam ne kenn ku nekk la nga amoon ci suuf daañu la ko defal nga am ay këyit. waaw boobaag léegi luñ ci wax ña ngi koy dagg di jox ñeneen nit. di yenu ñeneen nit di indi di leen ko jox. loolu mooy régulation bi. loolu mooy teg ko ci yoon Moussa. yéeme na. mais Moussa am réew dañ ko war a teg ci yoon. xoola ñooñu fa dëkk lu kenn xamul. ñoom dañu waroon ni ñëw ñu ne leen. te fi mu ne kat xoola 300 hectares yi am na lu ci génn bu yàggul dong lañ ko wax. 30 millions la ko jënd. 30 millions. waaw 300 hectares kooku chaque hectare ñaata la du 100000 francs. waaw. mètre 1000 francs. waaw mètre carré 1000 francs. waaw lu tax. mètre carré 1000 francs. lu tax ñoom ñëwuñu wax baykat yi ne leen kenn ku ci nekk na nga génne say tool. nangami hectares yi nga am. nga fay nangam. ñu defal la ko titre foncier wala ñu defal la baay. nga moom say tool. boo léegi loo ci bëgg a def ko ku ko soxla bu ñëwee bu ko gouvernement soxlaa da lay def des dommages. dëgg la. lu tax waxuñu ko baykat yi benn baykat mënut a am titre foncier. mais ay nit ñi di ñoom ñu karwaatu ba jekk am titre foncier. nangu toolu jàmbur mais ci wàllu exploitation ndaxte foofu dafa mel ni kon mairie dañuy jàpp ni daal ñoom li ëpp rentabilité ci seen i gox moo leen ëppal solo que ñu jox benn béykat un paysan donc lambda jox ko loo xam ne da koy exploiter benn nit lay nekk waaye mu ci kaw li nga xam ni moo di rentabilité ci wàllu mbay. Moussa rentabilité mënut a paase nga defaloon nga fexe woon ñoom bañ am titre foncier. gis nga mairie boobee mairie ba joxe foofee gis nga boo demoon tey maire ba. maire ba boo ko laajoon tey maamam moo fa mujj a ñëw moom ci boppam boo ko laajoon. ay toolam dugg ñu ca biir loolee mu joxe. ay tooli boppam. dugg ñu ca loolee mu joxe. en même temps maire boobee joxewul titre foncier ba. titre foncier fu muy jógee ku ne xam na ko. waaw. lu ko fa jëlee.
lan moo tax man Moussa man dëgg-dëgg Moussa man xaw ma fan la nit ñi jëm laa xamul baykat yi fu ñu jëm ñeen tudde baykat fan lañ jëm léegi. yéeme na jërëjëf. te Moussa dëgg-dëgg nanu seetaat Sénégal bu baax. parce que lii tegul fen baykat yi dañ leen a war a defar seen suuf yi ñu moomal ko seen bopp. oui bu ëllëgee buñ yoree seen i këy dem ca banque bi am ko. addina bépp noonu la tëdd léegi. dëgg la addina bépp noonu la tëdd. dëgg la Europe gi ñu nekk amul ñu profité leen ñoom tamit ci business bi ñu mën cee bokk waaw. mais buñ leen ko defaloon titre foncier ñoom ñu mën a avancer. absolument. kon ñu avancer parce que bu ñu amee titre foncier bu ñu demee ci banque bi mu lebal leen xaalis ñu jënd ay tracteur mën a bay. jërëjëf sëñ Thialla. jërëjëf Thiam. ñu ngi lay gërëm la sant ci intervention bi kon nag suñu auditeur bu njëkk ñu jël keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 c'est vrai que ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw kooku. El Hadj Moussa. naam. ndongo la ñuy wax Bawol Bawol. Bawol Bawol bisimilah. Moussa maa ngi lay jéggalu bu baax. ñoo ngi lay fay am solo bisimilah jéggalu auditeurs yi. Mhm. di jéggalu sama gaañ yi ñëpp. d'accord bisimilah. waaye li olof yi wax fekk kat mënta mujj ndënd. dëgg la. maa ngi nuyu sama xarit soppay Sénégal El Hadj Boy Diaw. di nuyu sëñ Mamadou Dieng. ak ñi fi jaar ñëpp. Moussa di leen jaajëfal ci DFM bu baax. ok. di wax Baye Omar it nag ña ngi takkaar morso yi xonq de. jërëjëf waay. léeg-léeg Jurbel daal jot fa ci DFM xaw na jafe lool. ñoo ngi koy fàttaliwaat. waaw léeg-léeg waaw incha allah moo ngi ci yooyu. d'accord dégg na leen. waaw Moussa. naam. yaa ngi andi lu am solo. mais xam nga li ma ci yëngal. da cee yëngal Sénégal yu bari. am ci ñoo xam ne du leen yëngal parce que Moussa xañ na ku mës a am junni. waaw man ngaa xam ne junni am na njariñ. waaye nag mosoo jariñoo junni. Moussa réew mii ñu nekk am na ñoo xamante ne tey suñu delloo démb séddale suuf si ne kenn ku ne na nga dellu fa sa maam nekkoon lii yaa ko moom. Moussa am na ci ñoo xamante suñu leen dogalu duñu dëkk. Moussa am ñoo xamante ne dañoo juddoo ci seen i maam ba démb ba bañ jotee. seen i maam dañoo bañ dem sanc ay dëkk. bënn fa ay teen ñu yëg ne lii ñoo ko moom doon fa daral ay nit dee fa teral ay nit. Moussa ñi yàlla boole ci deret jooju. Moussa fu ñu dégg ñu ne suuf si béréb sàngam ña ngi koy nangu ci ñooña. Moussa ñooñu seen siddi dina jóg. Moussa am ñoo xam ne ci biir réew mi moom dañ ne nañ baataat carte ji. parce que yàlla subhaana taala dogal na mosuñoo am suuf mosuñoo am fu ñu dëkk. tey déew dëgg ñu leen dëkk sàngam mukk yéen a koy moom. allah kulli alin su ndomb ak tànk amul. maanaam démocratie ñëw ñuy fale. waaye nga toog ba càgg ñu la dëkk sàngam yaa ko moom. suuf sa tey yaa ko moom loolu ci neexee duñ ko dégg. Moussa ñooñu xam nga luñ bëgg tey. waaw nañ baataat carte gi jaxasewaat réew mi bu kenn moomati dara. déedéet waay. ci non foofu la nekk. Moussa ku xam lan mooy cosaan. te Moussa li ma jaaxal. xam man na maa d'accord naarub gànnaar bi. wala ma d'accord te parce que dafa jógee étranger. mais Moussa bay sa wew tànk. Moussa ñoom ñii nga dégg tey nga dégg ñu leen jox ay hectares. waaw Moussa ci Bawol gii lañ dëkk. seen ñeenti maam fa lañ dëkk. mën naa la wax ni la dëkk sàngam ak dëkk sàngam lañ dëkk. dëkk ba ñu dëkk mosuñu faa amuñu fa presque 50 000. mënuñu fa dama jàpp ne mbay sa rew tànk da ngay dellu fa nga dëkkan sa cosaan fa nga dëkkan. waaw nga delluwaat village ba nga dellu ko jël. def fa forage. tool ya sa maam moomoon nga def ko ba romb ko. dama ne dëkk ba nga dendal ñoo naan la kaay. Moussa. nañ waxante dëgg man parce que débat bi soo xam nga débat Moussa suñ ko andee ñu andi iñaan. indi soxor indi déedéet du noonu. parce que man li ma gëm mooy. du fekkente ne ku ñu mën di jox suuf. du fekkente ne dañ koo jaarale fañ ko war a jaarale. waaw ba nga jot ci man amul benn problème ak ku mën doon. mais ak ku mën di doon duñ la ko joxale te fañ ko waroon jaarale wuñ ko. ak loo mën di def. na nga nekkal milliardaire na nga nekk lu na nga nekk pour bu samat ak foo mën def tegul ci aw yoon. te Moussa man dama di commentaire mais dama bëgg ñu wax ma. dëgg la maanaam nag fan la maanaam ñaata temps parce que xamoon naa ko ci li ma xam ko si néew. maanaam suuf si ñaata temps ngay am pour mu nekk titre ñaata temps ngay nekk pour ñu defal la ko titre foncier. Moussa salaamaaleykum maaleykum salaam ñu ne joxal nañ la defal nañ la ko titre foncier. dëgg la nga génn dem Moussa fii ci Dakar fii ma jàkkaar lool tey maa ngi jàkkaarloo mu bâtiment yi fii. nga xam ne moom lañ daan wax HLM ci raay bi. waaw ñi fi nekk amoon nañ ci 40 ans. chaque jour dañuy dem ci état dikk ne dañoo bëgg këyit état ne leen foofu ngeen nekk kat may wut saraxew toog leen parce que état allah ku leen mën na koo soxla. Moussa ñu xëy toog Moussa Thiam am xaalis départ dem
dem ñu defal ko titre bu bees fekk mu del ci waat dikk toog fekk ne leen da ngeen di génn ñu ne ko lu xew mu ne anu seen i këyit ñu ne mu génneem këyit mais Moussa ci war a joxe këyit su la ko xàññee te jox ko keneen kookoo koy am te Sénégal yi lan la ñuy arbitré journaliste du ñu dikkee dañ la laaj ndax am nga këyit waaw nga ne déet aw moo këyit ñu ne kon amoo loo wax mais ki war a joxe këyit bi su la ko xàññee neel du la ko jox nga dem nooy def foo man di dem nga buddee bëccëg mu ne du ma la ko jox da ngay toog keneen ñëw mu dikk jox ko pare séddoo ko moom dama jàpp ne li nit ñi war a jóg taxaw dañoo war a lijjanti waa jooju parce que li ma doon gis maanaam soo demee tey def déposé fen di laaj suuf dañ lay laaj suuf fa lan moo fa nekk waaw nga ne dara nekku fa de ñu def seen enquête ba expliqué ko bu fekkee ne ay nit a fa nekk ñu dikk laaj nit ña fa nekk ba xam yan condition lañ fa nekkee su fekkee ñu wax leen ne leen loolu moo walaabal ñii fi nekk su jaay de am ñoo gën a walaabal su dénkaane de am ñoo gën a walaabal mais génne téeméeri nit jox ay nit Moussa li président bi wax moom moo ko wax de mu wax ci làmmiñam ne li muy jot ci ay dossier suuf moo ci réclamation te jàpp na ne maanaam bu réew mi am problème suuf la dafa jàpp nag njiitu réew su demee ba wax loolu ñi ànd ak moom nañ ko dimbale dëgg la jërëjëf billaahi wallaahi sin am na dëkk yoo xamante ne Moussa bis la ñuy yàmmu lu passé moom muy seen or di seen jamaa ñu juddoo fa dem fa muy seen Dakar yooyu Moussa ku ko bëgg a jël Moussa jaral na leen seen bakkan jërëjëf wasalaam que seen rajo ñu jël ñi ci ligne bi salaamaaleykum allo salaamaaleykum maaleykum salaam sëñ Souleymane waaw Moussa ma la Souleymane dina la woowee Paris na ngeen def dëgg la xam nañu baat bi bisimilah alhamdulilah waaw Moussa bëggoon wax ci débat bu intéressant bi ngeen di xam ni temps yëpp moom moo lëmb réew mi Moussa comme ni ko gars yi di faral di wax xam nga ñun Sénégal yàlla desewuñu dara may nañu lépp benn ñun on a un relief plat maanaam Sénégal du ay montagne xam nga du ay montagne suuf si dafa plat da ngay ñëw rek bay mu dem yàlla may nañu ndox lac de Guiers fleuve du Sénégal te nga ak yeneen lakk yi nekk biir Sénégal yàlla may nañu naaj donc on a toutes les conditions pour am agriculture bu florissante bi nga xam ne mën nañu may nu ñu koy waxee sax autosuffisance alimentaire parce que dëkk yi nga xam ne par exemple ñu mel na ay ñoom Asie ay Thaïlande ak yooyu fu ñuy jëlee ay ñoom ceeb ak ñoom seen ñoo leen ëpp possibilité foofu te xam nga dëkk yooyu de temps en temps da nga gis gars yi bay ci ay montagnes ñi xam dañuy yéeg ci kaw dafa metti ba pare nga jékki-jékki ak seen climat bi nu mu instable yi jékki-jékki di am ay taw yooyu yàq yëpp ñun yooyu yëpp yàlla vraiment protège nañu si yooyu problème bu ñu am c'est un problème de leadership problème de malgouvernance la moom mooy suñu problème Moussa tant que amuñu volonté politique problème yi day du fi jóge Moussa nu mu tudd assises nationales yi fi amoon à l'époque ils ont donné un très bon programme sur l'agriculture Macky Sall programme am yoonu yokkute bu mu amoon na projet agronomie tu vois ay ñoom banque mondiale def nañu ay études yi nga xam ne dañ ko basé ci ay faits yu concret maanaam jël exemple ci ay Asie ak yenn pays européens yi ni ñii dëkk yi boo gisee ñu jëm kanam mbay moo leen ko may Moussa études yooyu dañu ni famille sénégalaise bu nekk boo ko joxoon tey 10 hectares loolu sax bëri na mais nga jox leen 1 hectare nga ne leen lii yéen a ko moom pour ngeen bay ci bu ko defoon famille yi nekk ci ay Casamance ay Waalo yooyu dinañu am autosuffisance c'est des études concrètes yoo xam ne mi ngi Sénégal gis nañ ko maître Doudou Ndoye joxoon nañ ko fi benn commission yàlla may na ko xam-xam waaw et puis yàlla lu ko avantage bu am moom bon peut-être avant émission bi peut-être dinañ ko am incha allah rabbi voilà dafa xam Sénégal pa boobu dafa am expérience dégg nga yàlla may na ko xam-xam mu def fi benn commencé benn commission joxuñu ko les moyens mu démissionné yooyu yëpp dafa firnde ni que ñi fi nekk bëgguñu affaire bi am ñu teg affaire bi mais bëgguñu xanaa affaire bi aboutir pour que ku nekk mën cee gis sa bopp wala ñu teg ko pour une transparence ñëpp teg seen bët mais transparence boobu nag moom mooy problème bi parce que bu transparence amee ñoom seen njuuj njaay ji du am mais c'est ça la réalité Moussa dafa évident dafa clair ban intérêt la ñu am di lax affaire yi dégg nga munoo jël ay ñoom ñëpp ñu si gën bëri temps yi passé y a un truc qui circule dans les réseaux sociaux wuy wane ni yenn autorités sénégalaises yi am ay 120 hectares ñi am ay 300 hectares ak yooyu bon vrai ou faux voilà mën nañu jox gis nga c'est pas normal ñuy jox quelqu'un plus de 50 hectares en titre foncier c'est pas normal mën nañu ko jox un bail mooy yoon ñu jox la bail ni la bon dañ la koy jox pendant 50 ans nga exploité ko ba pare am ay conditions c'est-à-dire dans les 10 ans bu fekkee li nga wax defoo ko ci dañ koy nangu ci yow bu 50 ans jotee ñu tegaat carte bi gi taab xool ndegam yow yaa ngi koy exploité ou pas lu ñu bañ moom mooy ñu jox la 100 hectares nga def ci benn affaire taf benn business waaw def ko titre foncier
ba pare nga moom ko. léegi ça veut dire yaa ko moom abadan daa yi man. donc mën nga ko jël jaay ko ay indien jaay ko ay chinois. oui. oui yooyu yëpp ay gis nga nañuy joxe ay baay. bu fekkee c'est plus de 20-30 hectares ñu jox la baay nga exploité ko. ba pare ñu ne la baay bi. lii dañ la ko jox fii ak 5 ans bu fekkee da nga wax dafoo ci ay tool. dañ koy nangu. nañu def comme les autres pays ni ñu def. dëgg la il y a des exemples en Afrique partout dans le monde sur lesquels on peut s'inspirer. oui absolument. mais lan moo tax mais lii lan la lii mbaa jàmm la. ñun lépp la ñu yàlla may laa wax am nañu ay suuf yu place Sénégal amul ay montagnes da ngay xam nga suuf saa ngi fa naaj baa ngi fa ndox maa ngi fa. y a des gens qui veulent travailler la terre mais lu mel ne ko jox. mais lii non mais franchement war nañu ndëppal dëkk bi nag ngir yàlla yonent bi. voilà ñu jël ñi ci ligne bi teewut na ni si gën a ñëwaat salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah sëñ Moussa. naam. c'est ça. kooku sëñ bi. ñu ngi def joon yi. waaw sëñ John. bisimilah ñu ngi lay nuyu. allo. di ñaan yàlla mbas mi nga xam ne moo lëjal adduna bi yal na ko yàlla génnee fii. allahumma amiin waay. yàlla saafara tawat yi. amiin waay. Moussa. naam. dégguñu la bu baax nag ci am problème de réseau la. li wax mooy bu fekkee ne nit ki dafa yor ñu ngi jël suuf di ko joxe ay belge. di ko joxe ay français. waaw di ko joxe ay allemand. di ko joxe ay chinois. di ko joxe ay indien. pourquoi pas Sénégal yi nga xam ne ñoom fi lañ dëkk cosaanoo fi. am ay moyens mun a exploiter suuf soosu. ñu du leen ko jox. ñaareel bi nga yor suuf te mënoo see def dara. garder ko pendant des années et des années. say maam ñoo ko yoroon ñu dem say baay yor ko. ñu dem tey nga yor ko nga jóge fi suba say sët yor ko. léegi loolu dañ ci def dara. léegi bu ñu gisee ko am mooy mën koo defar. lu tax duñ ko jox mu defar ko. mais si ban anam lañ ko war a joxee. waaw léegi voilà léegi ci anam bi ñu ko war a jox man d'accord naa ñu bañ ko jox titre foncier. ñu jox ko mu exploité ko. waaw jox ko ay at su fekkee ne exploité ko du nangu ko. xam nga léegi maire yi bu ñu lay may suuf bu ñu la ko mayee quelque temps soo ci deful dara dañu koy nangu. waaw ñoom buñ leen ko joxee te def ñu si dara dañu ko war a nangu. parce que l'islam ci boppam dafa wax ne suuf ki ko dundal moo ko moom. ki ko dundal dañu wax de waxuñu ku ko gaar ku ko moom rek dañ ne ku koy dundal soit nga ci sax wala nga ci def leneen. comprendre nga. bon léegi nag man li ma bëgg mooy li ma bëgg sama xalaat. waaw mooy c'est-à-dire li ñuy joxee suuf si d'accord naa ñu xool ko. parce que mënuñu la may suuf 10 ans exploité ci tuuti. daal di dem uti ay kër yoo ko moomee bu subaa nga dagg ko ay terrain jaay. loolu taxul ñu jox la ko. oui absolument. dañ la ko jox exploité ko. exploitation boobu. dina mën a tax ña dëkk ci gox boobu. ñu mën a jariñoo suuf sa. ba pare liggéey ci tool yooyu. góor ñeeg jigéen ñi xale yi am emploi. mais loolu lu baax la. nañuy xool la ñuy wax quoi di xool et puis ñuy wax ngir yàlla ñu bañ di wax ndax ay parparloo wala politique. mais justement il faut que ñu dépassionner débat bi ndax ci affaire bi dafa exactement man je suis parfaitement d'accord ak mbokk mi génn sànq. waaw buñ la ko jox pour nga moom ko éternellement. lu fekk nga mën ko liggéey nga wane lu ko mën a liggéey. dañ naan la looy def nga ne projet bii lay def ñaata nga yor nga ne nangam laa am. est-ce que li nga am mu nga yaa ngi ak moom. yaa ngi dégg. wala nga ne am naa ay banques yu ma taxaw pour ànd ak man. nga wane ko. comprendre su boobaa ñu jox la nga liggéey nit ñi jariñoo ko. parce que Sénégal aussi ñun ñëpp ñoo ko bokk. absolument ñun ñëpp ñoo ko war a fexe mu dem ci kanam. ñu bàyyi affaire politiciens yi. ak affaire parparloo yi. ak taxaw di woo benn affaire boo xam ne amul benn njëriñ. loo xam ne suñu la ko joxee yow mënoo ci dara. yow nga xam ne yow par exemple yow Moussa Pikine da nga fay am benn 150 mètres. kii am fa 250 mètres. kii am fa 1 hectare. léegi ñu boole lépp jox ko benn nit mu liggéey ci loo xam ni 100 personnes wala 300 personnes mën ci liggéey. mais la preuve Dangote mu ngi nii. problème bi fii la fekkoon. tey actuellement tey Dangote la muy def foofu kan moo ko mën. waaw dama lay laaj rek kan moo ko mën. tabaxal na fa ay nit ay poste de santé tabax fa ay juma. may leen ndox. village yi nga xam ne ñoo nekkoon ci environnement boobu. amuñu woon ndox mu sell. pour maanaam si côté RSE def na ci dara daal. maanaam si côté RSE responsabilité sociétale waaw. exactement. mais justement mais nit mën nañoo tamit tabaxal ay poste de santé ñi ñu may leen ndox bu sell ñuy naan. mais ñi war a béy foofu mooy l'agriculture paysanne nag kon donc ce qui veut dire que ni ñooñu dañ leen di war a yóbbu mu faatu benn yoon ñu pousser vers li nga xam ne moo di agro business bi.
Moussa. agro business c'est bien mais aussi lu nekk projet bu nekk. dafa am fu mu gënee. xam nga am na benn suuf boo xam ne bu ñu la ko joxee ak beneen suuf boo xam ne mun nga def millimètre ci suuf si. li nga bëgg doo ko am. waaw nga dem ci suuf sele nga def ay 100 mètres cube. li nga bëgg yëpp nga am ko. est-ce que comprendre nga. parce que suuf si joor la fële kekk la. waay kekk mën nga def ndox tuuti am li nga soxla yëpp. mais joor pour nga am li nga soxla il faut nga def ndox bu bare bare bare. waaw comment nga yooyu yëpp dañ ko war a xool c'est-à-dire nit ñi bu ñu wax rek parce que dañoo bëgg wax. ni ñuy wax te li ñuy wax ñu teg ko ci xam-xam ñaareel bi man aussi pour ñu jox nit ñi suuf si ñu liggéey ci ñi ko mën a liggéeyee. bu ñu amee lu koy liggéey. mais tey suuf boo xam ne mënoo ci dara ay nit ñëw mën ko liggéey nga naan duñ ko fi liggéeyee loolu waxu caaxaan la. très bien nañ ko bàyyi. te liggéey yi jëm avancé réew mi. xale yi am liggéey jigéen ñi am liggéey ñëpp liggéey su ko defee réew mi naat. jërëjëf te gis nga ñu ngi dem ci kanam ñi tuuti Moussa. gis nga li ñuy wax nii di ko bañ. bañ a góorgóorlu defal suñu bopp loo xamante ni lii ñun ñoo koy consommer suñu bopp. bu ci kanamee tuuti bu ñu deful loolu xalaat ko. wallaay jamono ngi ñëw ci kanam dinañ ko réer. waaw c'est. nañu góorgóorlu nag. waaw balaa nit ñi rëccu du wees. oui incha allah xam nga. jërëjëf beneen bi mooy affaire bi njàng ak liggéey. dañu ci war a góorgóorlu. ñu bàyyi caaxaan yi musiciens yi ñuy jël di jox ay milliards. waaw di jël ay caaxaankat yi jox ay milliards. loolu seen liggéey la bu leen ko xeebal seen liggéey la. voilà c'est des foutaises quoi. d'accord c'est nañu def ay projet jox xale yi ñu liggéey moo gën ñu bàyyi caaxaan yi. dëgg la jërëjëf. merci bien jërëjëf ku baax waaw ku yëngatu ci wàllu art moom la choisir nañ ko bàyyi ak liggéeyam boobu quoi justement ñu jël keneen ci ligne bi salaamaaleykum. allo sëñ Moussa waaw. waaw man de may jaar. na ngeen def bisimilah soo na ngeen def. di rafetlu liggéey bi. jërëjëf waa kay. di ko doon di ko rafetlu rek. merci tey moom indi nga thème bu complexe. waaw. thème bi dafa complexe trop. parce que am na noo ci waxee ñu jàpp ne da ngaa xeeb ki nga xam ne dafa yor. tool boo xam ne. benn hectare wala mesuré wu. waaw da ciy dund ay at. waaw. am na koo xam ne boo waxee ñu jàpp ne da nga ko jëndee. waaw ñi am xaalis. dëgg la. te dafa nekk loo xam ne dafa am solo sëñ Moussa. parce que àdduna ak li muy laaj. léegi jamono ji lu ñuy wax agro business. te ku wax agro business espace bu rëy moo koy def. dëgg la. du benn hectare du ñaari hectare. mais si ban anam nag xam nga question bi posé. du question agro business bi lañ bëgg a freiner. mais manière bi ñuy joxee suuf si. waaw mooy problème sëñ Moussa. mais justement ñun foofu la ñu sax accès suñu waxtaan bi ndaxte nag. terewuñu kenn def liggéey waaye tamit ci yan anam nga war a liggéey. mais li problème mu Sénégal sëñ Moussa. gis nga njëriñ bu génnee. man les professionnels politiciens yi. lu xew ñoo koy yàq. jërëjëf. parce que dañuy làqatu ci ginnaaw di ko utiliser politique. def ko comme arme politique politicienne. gis nga ñuy wax nañ wax Europe. xam nga dañuy wax Europe agro business dafa gën a développé. nañ xool tey ñi yor agro business ndax suuf sañ yor nii tey di fa defee agro business. ndax ñoo ko moomoon wala déet. waaw. loolu question la laa bëgg ñiy topp di défendre topp di wax. nañ gëstu loolu xool tey. te àdduna day dox sëñ Moussa. damay jàpp ne xam nga dañuy wax kaw. mais kaw amul. fuñ defarut moo amul. waaw. fuñ defar fu ne. dootul nekk kaw. Ndakaaru gii tey ba ñuy wax ay tilleen ak yooyu fa ñuy tuddee tilleen ay till ñoo fa nekkoon moo tax ñu koy wax tilleen. dëgg la bañ ko defaree kenn waxatul loolu. dëgg la. bon ma ne fuñ defarut moo amul waaye kaw amul. te baadoolo du baykat. ay jikko la. ñun dañuy confondre par des fois yenn normes yi. waaw di ko qualifier nit. léeg-léeg nga jàpp ne baadoolo mooy ki nga xam ne baykat ba nekk sa àll ba tey wala ki nga xam ne ay moyen doyul. ñu ne kooku mooy baadoolo. baadoolo ay jikko ay qualité la yoo xam ne yu mauvais yoo xam ne nit ki da koy yor. ñu ne ko kii jikkoy baadoolo la yor. dëgg la. waaye du ñàkk moyen. wala néew doole genre yooyu du looloo tax. su ma ñëwee si agro business sëñ Moussa man je suis pour l' agro business. waaw sëñ Moussa suuf dañ koy dundal. génnal si àll bi di dox boo jëlee Dakar génn nii rek àll yu ne yàngaaral ngay ji. kenn exploité wu ko. la plupart jeunesse bi nga xam ne ñooy topp di kaas wala nit yi kaas soo xëyee fekk leen si impôts et domaines yi. wala fekk leen si banques yi. wala fekk leen si rajo yi fa la ñuy liggéeyee. seen suuf ya seen maam amoon yëpp tur dong lañ ci am. tur kese lañ ci am. di toog agro business ñëw nag
nga ne voilà am naa fu ma mën a wutee xaalis. man nangu naa ki nga xam ne tey ma nga des sa dëkk ba di bay. bu ñu demee ba wal jël suufam waruñ ko jël si rek domaine national la. jël ko par force. dañu war a waxtaan ak moom. parce que kooku loola la yaakaar. moom lay dundee. ni ñuy subventionné ki nga xam ne tey dañuy defar benn tali yëkkati ko. ñu yëkkati këram jox ko lu sedd xolam. dàmp ko. ka nekk sa àll ba noonu lañ ko war a defee. waaw. bon la manière bi ñuy joxee suuf yi mooy question bi. Oui, absolument. Mais loolu ci ñan la c'est autorité centrale la wala li nga xam ne moo di au niveau local ndaxte mairie ñooy délibéré le conseil municipal. au niveau local ñoom ñooy représenter l'État. waaw. ce sont les représentants de l'État rek. ñoom ñëpp même cellule bi la. mi ñuy joxee suuf si boppam député assemblée nationale ñoo ko war a tëggaat waxtaan seeg askan wi. waay. nga xam ne ku ñuy jox suuf. xool lañ ñu fi jot a jox ay hectares ñëpp tey. pourtant ay bàyyi lañ leen di jox de. waaw. mais bu ñu leen joxee bàyyi ku ci génn àdduna sax njaboot seddoo suuf sa la état joxoon bàyyi. absolument waaw nga daal di koy doon. waay waay. askan wi daal di jirim si suuf soosu te dañ la ko joxoon pour nga mettre que en valeur. waay. nga génn àdduna sa njaboot boole ko ci seen ak ndoon. looloo fi am. la fi Sénégalais yëpp di fi gis. soo gën a avancé si suuf si. da ngay dem ba yàgg yow da ngay yéemu. dëgg la. kii investir sëñ Moussa ñu jox ko ay hectares. mais day bëgg lu ko sécuriser moo tax muy wut titre foncier. ah waaw. mais sécurisation est-ce que bàyyi rek déjà sécurité la. bàyyi 100 ans la. waaw. bàyyi 100 ans la bu ñu la ko joxee durée bi 100 ans lay def. mais 100 ans mën nga exploiter après peut-être il y a des possibilités de renouvellement wala. effectivement loolu am na. waaw te 100 ans sax gisatoo ku koy dund parce que say doom ñoo koy continuer. mais yow yaa ngi jàpp ne xaalis énorme boo investir. te képp kuy liggéey sa njaboot a tax. waaw ñaan nga yàlla wàccee ko sa njaboot ñu continuer ko. bon daal fi may daaneelee sëñ Moussa mooy gis nga ñi nga xam ne ñoo moom suuf yi. waaw bu ñuy jëlati seen suuf ngir yàlla. dëgg la buñ may ab politicien bu koy exploité. nañu toog ñu waxtaanee ko. ki nga xam ne dañu jël këram Dakar bi ñuy defar autoroute à péage. ñu dédommagé ko. noonu la ñu war a defee baykat ba nekk sa dëkk ba nga xam ne amul doole. ñu dédommagé ko suuf sa nga xam ne ay maam ko nekkoon. waaye le problème qui se pose mooy. ki nekk Dakar dafa am këram am bàyyi am titre foncier. nga nekk dëkk ba nag yorul këyit. te tubaab këyit la am. dëgg la bon ñi nekk ci àll bi seen suuf yi war nañ ko wutal këyit. fexe ba mu tegu nga xam ne buñ ne la suuf sii. bu nit dikkee di kii waaye boo ñoom bu ñu ñëwee di wut nag ñu bañal leen après jox ñeneen ci kaw aussi y a un problème. waaw loolu problème la souvent loolu lay lu bëri noonu lay tëddee. loolu sëñ Moussa xam nga lan moo koy faral di indi. tey ñi am xaalis. buñ demee ci mairie yi. ba ñuy ñaan suuf pour ñu may leen. waaye boo ñëwee kenn ku ne nga am loolu làmb jox. waaw buñ demee dañuy voter rek mu jàll. il faut ñu koy accepter loolu am ci réew mi. waay dama lay jox exemple xam nga tey ñu ngi waxte wàllu agro business beeg suufu yaatu yooyu. mais suufu kër yi ma jox la ci benn deal boo xam ne. ay autorité xam nga nan lañ koy defee buñ demee ba koy dagg. sëñ Moussa duñ la yow da ngay joxe sa carte d'identité sa photocopie carte d'identité. ma joxe sama photocopie carte d'identité. garder nañ ko bu yàgg. gis nga buñ demee bay dagg suuf yooyu di ko def ay parcelles. dañuy jël suñ tur yooyu. wutee ko jëlee ko kër. waaw ñu jox ñu 150 mètres carrés. waay waay. buñ demee ba dans l'avenir. xam nga yow Moussa doo ci xam dara. man su ma demee ma toog rek jël suuf soosu jaay ko dikk photocopie carte d'identité beeg yëpp wane ne man maa la defal acte de vente ak yooyu yëpp. business boobu mi ngi am ci autorités yi nga xam ne nag ñoom lañ dénk gox-goxaan yi. est-ce que. mi ngi am. mais dama ci am preuve suuf kenn waru ko jaay parce que nit ki dafa war a citoyen dafa war a demander maire bi mu jox ko moom fu mu dëkk loolu am na citoyen bu nekk am na droit. dégg maire yi ñoom ñooy complot su préfecture yeeg yooyu. lu tax ñuy jaay suuf def loolu joxe kayit yooyu. gis nga bu ñu joxee kayit yooyu ba pare ba am 150 mètres carrés bi mais. ci turu Moussa Thiam. bu ñu demee nag dans 10 ans. ñu jékki-jékki marchand ambulant am na xaalis mi ngi dikki di jënd. ñu boole ko ak benn démarcheur boo xam ne day jaay suuf. mu dem ci moom bu demee mu jaay ko turu la nga xam ne Serigne Moussa lañ déposé woon. ay carte d'identité may ko 150 mètres carrés boobu te Serigne Moussa xamu ci dara. waaw ñu daal di koy jaay kenn. est-ce que. business de suuf boobu la gars yi di def ci wàllu suuf. yéeme na suuf daal lu jar a gëstu la nañ ko gëstu bu baax a baax. parce que nit ñi dañu war a investir. nit ñi di liggéey. nee nañ mbay moo yor am réew. dëgg la waaw. tey xool nañ entreprise yi léegi. nga am sa matière première sa biir dëkk. waaye moo gën nga koy importer te li koy wan nag il faut nga bay. dëgg la te booy bay il faut nga bay xàll wu yaatu pour nga mën a am quantité bi nga soxla xoolal compagnie sucrière
tey li ñu investir wàllu suukar ak yooyu bu ñu defoon beneen usine bu am foofu concurrence bi neex Sénégalais yi mën ci yëg seen bopp. foofu daal agro business man je suis pour mais la manière bi ñuy joxee suuf yi laa àndul. jërëjëf moom lañ ñëpp war a taxaw xoolaat. jërëjëf baal ma àq bu baax sëñ Moussa. jërëjëf Ablaye Ndiaye ci intervention bi ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 ñu jël keneen ci ligne bi salaamaaleykum allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. na ngeen def. ñoo ngi sant bu baax. Thiam la Thiam. kooku. Louis Gomis la. ah Louis Gomis. yaa ngi ci jàmm. sant yàlla taarikàlla. Alaaji Moussa Thiam sama jàllaaba. ah waaw nee naa la kay. Serigne Thiam Mbacke ba léegi dama koy wax ak Sénégal yëpp dégg ko yaa ma ko digoon foofu ba léegi joxoo ma ko. waaw d'accord dinaa la jox jàllaaba bi waaw. waaw Moussa. waaw. damay laaj ba xam Alaaji Papa Ngom. waaw. ndax Burkinabé la wala béninois la wala sénégalais la. non c'est un sénégalais. waaw sénégalais la ba tax na warul am ci suuf si tey ñu amal ko ko. ah waaw. loolu kay kenn terewuñ kenn am suuf waaye nag ak nuñ koy amee. ah. ma ne terewuñ kenn am suuf waaye nan la ko war a amee. waaw naka la ko war a amee tey jii man de bu doon mën a def mooy ñu abal ko ko. ah. ñu abal ko ko moo doon gën. waaw abal voilà. bu ko defee tamit la mu fay def tamit te na ma ko am yéene ba ay sénégalais jëriñoo ko. képp koo xamante ne yaa ngi koy liggéey tamit luy sa ñàkk nga yóbbu ko sa kër. moo gën ku ne di fëgg sa dënn. waaw. ndax am na ku ko wax léegi fii. dañuy jox di ko jox ay réew. ñu jox ko doomu réew mi ñu exploité ko jariñoo ko moo gën. moo gën a rafet. dëgg la. li ma dul rafet lu koy mooy jël suuf jox ko nit mu jaay ko def ko ci poosam. ah loolu moom yéeme na di. xewe bi yëmbal bi ma dëkk. muy ay espace yoo xamante ne domaine national lañ koy tuddee. askan bi di ko jariñoo li may mën a cité rek da ci duut baaraam waa yëmbal ak may dégg mooy bi jàkkaarloog lycée bi. 3000 élèves yi nga xamante ne tey ñee jàng ci lycée bi di faral seen épreuve physique. ay nit jóge fële ca àll ba dëkkuñu yëmbal xamuñu lu lay yëmbal. ñu di ko mottali di ko jaay loolu moom duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg. ok. ci kaw loolu tamit mooy interpellé état bi. di leen ñaan dimbal di leen ñaan wàllu di leen wax ne lii mooy wax ci kàddu mooy waa yëmbal laa koy waxee. nañu jàppale jeunesse bi jàpp senu yëmbal bi ci terrain boobu. ma koy jëkk a wax la maire. ne ko bu mu tere ci pression comme na nga xamante ne nekk guloon maire mu taxaw di ci xeex ba suñu jonni tey. d'accord suuf si nañ ko bàyyil xale yi. d'accord mais yéen yëmbal déjà état déclassé na leen 26 hectares mais loolu est-ce que maire bi moo ngi koy teg dans les règles de l'art parce que lu tax ñu déclassé jox ko askan bi. pour ay infrastructure la pour deg sa bàmmeel tey jii maa ngi nii fi may wax ak yow côté boobu maa ngi nii di seen miiru stade. miiru stade waaw. mu nekk loo xamante ne yàgg nañ koo jooy ba jooy nañ ko sax. mais 26 hectares ëpp na pour stade de waaw. wax dëgg yàlla mu nekk ay at ñu ko daan jooy moom ak équipe am. waaw. ñu xam seen tànk suba ba yëmbal am ci tey. lu ak ñi nga xamante ne tamit infrastructure yoo xam ne départ yoo xam ne ñu yëmbal da koo raflé woon. tey jii boo demee ca gàttaay boobu di nga ko fa fekk. ah. wax dëgg yàlla. d'accord mbaa duñ ko morcelé def ko yeneen i bagages. les victimes de Mbaye Fall fa man lañ leen tuddee. waaw. nañ leen jàppale te yàlla tax. waaye. ndax ay père de famille lañ ñii gën. ñii ay njaboot yu ndaw lañ ci bàyyi. tey jii ñu tabax fa. ñu toj ko. xooluñu nag ci am dëgg ak ci amul dëgg li ñuy ñaan kay mooy. comme am na lu fi des. nañ leen ca jox ñu dëkk jëf. très bien. du dëgg. jërëjëf waaw loolu moom c'est une affaire bu yéeme la waaw. wax dëgg yàlla ñu war leen mën a jàppale. dëgg la. jox leen ci suuf seen ñu tabax ci dëkk seen. jërëjëf. encore une fois ñu waxati encore yi. espace bii nga xamante ne. mais loolu c'est devant la sous-préfecture sous-préfet. Voilà, il est au courant normalement war na mën a jël ay les mesures qui s'imposent par rapport à cette situation. mu ne. ma ne sous-préfet bi si kanamu sous-préfecture bi la. sous-préfet bi kay waaw war na mën a jël lu ci war. dama ne la. bu ko préfet deful lu ko war la bu ko defee tamit lu ko war la. waaye ñun askan bi ci boppam. fesum kanam la borom a koy fajal boppam. jërëjëf. la ma waxoon rek en 2013 ba ci ni tamit ci kii la seen woon bii. terrain boobu kenn du ko tabax tey kenn du ko tabax ëllëg. jërëjëf. ndax moomeel askan bi la moomeel askan bi dañ ko delloo askan bi. jërëjëf.
waaye nit jóge feneen nga jaay def sa poos moom. jërëjëf luy ñoo ngi lay gërëm sant ci intervention ñu mën a may ñeneen ñu bokk ci waxtaan wi ci moom loolee muy dénoncé foofu ci Yeumbeul Asecna ñu jël keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. waaw ku baax na nga def. sëñ Moussa. naam. allo. waaw maa ngi lay dégg ku baax. ñu ngi lay ziar. waaw. Jibril Sène la. Jibril Sène. ñu ngi ziar bu baax. naka waa mbokki nax neex ñu ngi ci. waaw ñu ngi lay ziar bu baax di rafetlu liggéey bi. jërëjëf. waa nax neex gépp a ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay ñoom ñëpp. Moussa di ñaan mbas mi yàlla jëlee ko fekk jàmm ak salaam waay. allahumma amiin waay. ba activité yëpp reprendre à 100%. yéeme na de mbir mi mu ngi lawaan ndànk très sincèrement. wallaay. waaw métti na waaye yàlla nañu ko teg yàlla nañu ko teggil ci nu mu gën a gaawee. allahumma amiin waay. voilà bépp sénégalais mu teggil ko lépp luy metti ci moom rek te defal ñu jàmm ak salaam ñu ñëpp defal ko àdduna bépp Moussa. amiin yàlla mën na ko yàlla def. allahumma amiin. Moussa. naam. man de problème suuf si. waaw. dama ci wax keroog. waaw mooy diggante affaire waa Ndingler rek waa Sedima. waaw. man de je n'ai rien contre personne. waaye nag Moussa man nee naa bu may dugg ci rajo di wax Sénégal la ma tax di wax. dëgg la. du intérêt kenn Sénégal la ma tax di wax. tey jii Moussa su ma doon ut man samay référence man ci domaine bi ma nekk. si BTP en même temps self made man. waaw. bu dee ci BTP ñaari référence laa ci am kenn ki Aline Sow la bu CSE yàlla na ko yàlla xare àjjana kenn ki Pierre Goudiaby Atepa la. mais samay référence self made man Babacar Ngom la bu Sedima bi. kon je n'ai rien contre ces gens là. parce que xam naa ne ñu liggéeyal Sénégal lañ. dëgg la mais Moussa. bu ñuy def historique par exemple naan diw fi carrière am jaar bi mu tàmbalee nangam métti na nangam ak nangam. Moussa commencé mu neex bariwul. amul fenn waaw. mais aussi il faut ñuy calculer benn affaire. dafa am lu sénégalais yi di fàtte. xam nga lu sénégalais yi di fàtte Moussa. mooy lan. da ngay dugg école CI cours d'initiation. ba CM2. jóge CM2 ba dem 6e ba am BFM dem lycée. ba ñëw université. Moussa bu ñu fàtte ne école yooyu école état la. état kon moo encadré nit ki te état mooy Sénégal mooy waa Sénégal. école yooyu Moussa bu ñu fàtte ne suñuy impôt yi waajur la ñuy dagg ba ñun ñu toll ci impôt ñu ñuy dagg di ko def ci école yooyu di ko tabaxee di ko ci def. kon yaakaar naa ku génn ci école yooyu ba réussir aussi boo nee defal naa Sénégal war ngaa wax ne Sénégal defal na ma. bien sûr. yaa ngi dégg. ndax am na ñoo xam ne ñi ngi dagg seen i impôt di ko def ci école yooyu Moussa seen i waajur ñi ngi dagg seen i impôt te ñooñu mosu ñoo toog ci banc école. dëgg la. ca daara ja lañ jóge ñëw Ndakaaru ba ñëw feneen. ba réussir. kon Moussa kenn demul sël ba pare Moussa wuti am du njàmbaar ndimbalal yàlla la li bon mooy yaacaaral. bu ñu kenn wut am rek yaakaar ne da ngaa gën a jàmbaar ña ca des. déedéet la nga bëgg a wax man lool. man dama ñëw ci suufu Ndingler bi xam nga lu ma wax Moussa. man dama ne xam nga tey fu ñuy joxe suuf chinois. waaw. wala étranger ñun ñi nga xam ne réew mee ñu ñor Moussa ba ñu jox ko un sénégalais. mais dans les conditions. waaw. mais damay dégg. mais étranger bi nan lañ ko joxee ci dañ ko jox titre foncier wala bail wala. fi mu ne titre foncier la moom moo ko moom abadan ilaa yawmi diini. waaw étranger bi lan lañ ko jox parce que il faut que tamit ngeen def la part des choses. étranger bi laaj suuf. waaw bay def maanaam agro business am moom ban tamit. Moussa lu ëpp ci étranger yi ñu jox ñi def agro business lu ëpp ci ñoom. def nañ seen i suuf titre foncier. titre foncier. lu ci ëpp parce que gis nga gars yi bu ñu ñëwee. li ñu leen di njëkk a gëmloo parce que lu ci ëpp bailleurs yi Moussa ay intermédiaires leen di indi. pour mën caa am dara. intermédiaire bi li mu leen njëkk a gëmloo mooy bu ñu la defalee délibération dugalal bàyyi. waaw soo amee bàyyi ñu ne la dugalal titre foncier. ndax ëllëg bu problème amee du kenn du nangu sa suuf wala mën ngaa jaay sa suuf. donc Moussa mais xam nga luy son problème man bañu ma ko exploité mu yaatal nit ñi liggéey ci. mais damay dégg yenn discours yoo xamante ni Moussa c'est pas des discours patriotes d'accord ma loolu. suñ nee wéy parce que baykat bi amul doole nañ ko jox ku ko mën a exploité. mais Moussa baykat bi ku ko war a dooleel lan lañ bëgg Moussa
ñu bàyyi toujours baykat bi Moussa nekk ci maanaam yem ci ñetti kali gerte. waaw yem ci machine bi ni takk mbaaw fos di puus. mais Moussa ba kañ. man je pense que ne baykat bi tool bi nga xam ne. mooy tooli maamam parce que ñu ngi naan lu tax ñuy réclamer sama tooli maam sama tooli maam. Moussa ku réclamer wu sa tooli maam da ngay dem réclamer tooli maami jàmbur. dëgg la. tooli maamam yooyu. mu bëgg ko def ci xelam def ci xolam mais amul moyen bu mu ko exploiter. mais Moussa pourquoi pas ñu mën ko encadrer ba mu mën ko exploiter comme ni ko kee di exploiter bu ñu yaataloon loolu Moussa. fexe ba baykat bi di bay 9 mois sur 12. wala pourquoi pas 12 mois sur 12 Moussa Dakar dootul am exode rural. ñàkk gi dina wàññeeku ci réew mi. parce que il faut ñu nangu ko ne 80% de la population sénégalaise est rurale. Quand on parle d'une population rurale da nga xam ne rural bay la napp sàmm. ak quelque ñi ci waaw bay napp sàmm ñett yooyu la sax. bay napp sàmm la. yaa ngi dégg Moussa. kon yaakaar naa bu ñu fekkee nit ki fa mu dëkk. am fa la mu am muy suufam. ñu dooleel ko ba mën koo exploiter Moussa. mais loolu dara nekku ci. mais bu loolu weesoo. Moussa liñ naan jàkka yi bari na fu waay noot fu neex waay sëgg julli. Moussa li nekk suuf Sénégal certes yaatuwut par rapport ak yenn dëkk yi booy xool Mali ak Mauritanie. parce que ñaari dëkk yooyu bu ci nekk def nga 2 fois la France wala 3 fois la France. konoon Sénégal suuf si yaatuwut mais bariwuñu aussi. ñun 15 millions lañ. par rapport ak yenn dëkk yi. Moussa boo xoolee tey fii àllub kaañ diggante Dakar ak Thiès côté àllub kaañ bi noonu. mais Moussa ku bëgg a bay foofu yaatu na te suuf si nangu na. mais est-ce que jàppoon ni amul ci tur yu mu ne aussi. non am na ci zone yoo xamante ni Moussa. waaw ci titre état la nekk. waaw domaine national la. d'accord. amul benn maami kenn ku koy réclamer. nga dem Moussa fu mel ni ci yenn àll yi par exemple. zone Saloum bi am na foo xamante ni maanaam kenn gorogu ko. kenn gorogu ko mën nañ dem gor ko liggéey ko. waaw. mais pourquoi suuf yi nga xam ne Moussa ñenn ñi nee nañ seeni maama ko moom ñu ngi koy réclamer. man joxuma kenn dëgg de joxuma Babacar Ngom dëgg joxuma Ndengler dëgg. mais damay wax selon sama xalaat. waaw ni mbir mi war a doxee. certes kee bu ubbee dina ci jël ay nit ñu bari. mais aussi Moussa nañ xool ñi xañ suuf si aussi. léegi Moussa ku fi amati di investir nañu xool loo xamante ni Moussa nañ def dañu war a def d'abord enquête bi xam nga mooy lan Moussa. mooy lan. ñu xool ku moomoon fii nangam ak nangam waxtaan ci ba xam ñi ko moomoon. wala ñi ko doon bay parce que boo déggee moomoon. sunu maam yi amu ci kenn ku am kayitu suuf. boo déggee moomoon mooy ki ko doon bay depuis l'antiquité. ñu xool ki ko doon bay depuis l'antiquité ñu waxtaan ak ay descendants yi fi des. suñ d'accordee ci joxe ko. waaw amul problème ñu joxe ko. suñ ci d'accord ñu xoolal nit ki foo xamante ni kenn réclamé wu ko bari na Sénégal mais léeg-léeg mu jóge ci ay loo xam ne sax day jéggi mairie yi mu doon ay décret yoo xam ne présidence lay jógee. voilà non moom kay bari na ci problème. mais nañu xool Moussa loo xamante ni kenn réclamé wu ko. ñu joxe ko man je pense que ne loolu moo gën a rafet. bu ko defee problème du am. tey ji Babacar Ngom am na fu mu jógee. dëkk ba mu cosaanoo ku demoon forcé ko bëgg nangu tooli maamam du ko neex. foofu la ñuy waxee mais on n'a rien contre personne ba pare Moussa. man personnellement laay wax nul n'est plus patriote que moi du ma ko nangu. tey ji Moussa bu doon bind parcours rek. ku mën a bind parcours laa comme ñu bari. parce que ku ne nag Moussa am nga foo jaar. mais nag nañu delloo xam nga lu tax Moussa ñu sax ci di wax. di ñaax di ñaax nit ñi ak di ñaxtu ci lu jaaduwut. parce que Moussa li ñu Sénégal defal mënuñu ko koo fay. le pays qui t'a vu naître Moussa t'a vu grandir t'a vu apprendre ba nekk li nga nekk. mënatoo ko delloo mënatoo ko fay. muy man muy Babacar Ngom muy keneen ak keneen. bu dee benn at sax def nga ko ci école Sénégal te loolu am na lu mu la apporter. mais justement ñi nga xam ni ñooy tamit ñu toog di réclamer seen i suuf ni ñoom ñoo kërëb nii mais ñooñu tamit est-ce que jox nañ leen wala won nañ leen ay yoon yoo xam ne dañ ko mën a jaar pour mën a yóbbu mbir mi ci yoon ndaxte nag dafa mel ni mbir mi fa la jëm. mbir mi moom ma wax la Moussa. ñun wax dañ ci liñ ci war a wax mais je sais que ne mbir mi même bu demee ci yoon it suuf si ça va revenir à Babacar Ngom parce que kenn gisulugul ci loi Sénégal. fu ñuy casser titre foncier. kenn gisagu ko état rek moo am droit nangu titre foncier. waaw
mais si benn étude bu ma lire ci Enda Pronat ñoom nee nañu en 2007. ca Dodel foofu amoon na benn coow bu fa amoon benn décret boo xam dañu fa di signé woon lu toll ni 3000 et quelques hectares waaye nag décret bi dañ ko mujj retiré. bañ leen yóbbee Cour suprême waaw. mais titre foncier moom pour wax la. waaw. amul kenn ku ko mën a nangu. ku dul état. te état bu koy nangu day toog ak ki ko moom ñu xool par rapport ak dommages collatéraux yi. li ñu koy dédommagé. kon waa Ndingler du ñoom ñooy dédommagé Babacar Ngom. état rek moo mën a nangu suuf si man te jàpp naa ne. waaw lii nangu suuf weesu na ci. mais dañuy wax pour leneen pour beneen yoon. parce que pour xamal leen encore que ne ñun contre ñu kenn Moussa. on salue les investissements de Babacar Ngom. mais Moussa allo. maa ngi lay dégg nañuy bàyyi xel baadoola bi. baadoola nag ñu baal ma c'est par le nom. mais damaa jàpp ne mooy ki gën a ki sàmm ngorom dese ngorom. yaa ngi dégg. oui. donc nañuy bàyyi xel ñooñu Moussa. te xam ne ñooñu ci réew mi lañ bokk. Moussa. mënuma d'accord ne ñenn ñi rek ñooy avancer toujours ñeneen ñi topp ci di ñaan. dëgg la dëgg la. chaque jour le discours mooy ñee amuñu moyen mais ñi amul moyen Moussa. mais état mi nga xam ne suñu moyen la yor na leen dooleel. très bien. suñ bëggoon réew mi dox Moussa. dinañ xool beneen fànn buñ doxalee wàllu suuf ak wàllu mbay. ba développé ko. ba nit ñi mën a toog seen i dëkk Moussa liggéey. mais kon est-ce que waruñoo jëm mbaxti am na benn borom xam-xam boo koo xam ne xelam dafa màcc ci wàllu décentralisation muy proposer ni li nga xam ne mooy terre yi ñu war a béy ñu teggi ko ci loxo ñenn ñi. jox ko benn office maanaam suuf si nga xam ne dañ ko war a béy. ñu teg ko ci loxo yi ñu bari créer benn office boo xam ni moo koy gérer ku ko yittewoo dem foofu ñu defal la maanaam loué la ko boo pare nga delloo leen ko. mais loolu nekkoon yoon Moussa. oui. mooy li ma la wax ci njëlbeen rek. il faut ñu teg enquête. est-ce que comprends nga. oui. il faut ñuy teg enquête boo xamante ni Moussa. day mën a saytu mbir mi commencement bi ba fin ba nga xam ne buñ koy joxee coow du ci am mais Moussa la plupart suuf yi fi joxe dafa am coow. dëgg la jërëjëf Moussa man mii di wax ak yow exemple rek ma daaneel foofu. waaw man. boo ñëwee par exemple li ko boo daggee diggante Ndiongeen ak Kaba. am na fa partie boo xamante ni Moussa ba cay mamaat samay maamu ko doon bay ñoo ko moom. est-ce que xam nga ne bi ñu ñëwee di ko lotissé di ko dagg ay kër commune Ndiène Sarax bi ñu koy dagg ay kër. Moussa binduñu ñu woowuñu ñu wootee ñu waxtaan négocié wu ñu dañoo xëy rek gis nit ay nit dafa tabax. très bien. mais bi ñu waxee dañ ne. ñun suñuy parents yar nañ ñu ci. lu la nit gën a bëgg nga bàyyee ko. très bien jërëjëf dañ ne suuf lu la ci waay nangu tibb dina ca bàyyi luñ ko suuf. waaw ça c'est clair. te nag jarul xëccoo. jërëjëf voilà merci beaucoup Moussa. jërëjëf ñoo ngi léegi la mu sant Djibril Sène ci fànn woowu kon nag ñu jël keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 yéen a ngi seen biir émission loo ci xam sur seen rajo Sud FM ñu xool su nekk am na keneen ku nekk ci ligne bi salaamaaleykum allo allo salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñoo ngi lay dégg ku baax. oui salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ Moussa El Hadj Guédiawaye. El Hadj bismillah. waaw dama bëggoon participer ci émission bi di rafetlu thème bi. jaajëf. mais Moussa man lenn rek moo ma jaaxal suñu député yi suñu élus yi. ci genre cas de figure yi rek lañ leen di soxlaa mais duñ leen mës a dégg ñu prononcé wu ci litige yi. waaw te dama yaakaar ne genre problème foncier yi bu amee au moins député yi war nañoo mën a def commission dem ba foofu enquérir de la situation wax askan bi la fa am. ak liñ fa war a def. parce que problème bi bu amee c'est-à-dire ñoom bu ñu déplacé woo. bu tee villageois yi ñoo am dëgg. ñu jéem a xool yan voies et moyens dañuy jaar pour décision bi ñu attribuer nit ki. titre foncier ñu xool nan lañ koy kase. bu dee aussi waa ji moo am dëgg. ñu bañ ko nangu ni ci ñee jox leen mais ñoom ñu fexe ba villageois yi seen wàllu bopp. ci seen bopp. parce que par contre suuf si. intérêt wu 2 personnes la c'est-à-dire ki nga xam ne mooy jënd ak ki moom intérêt personnel rek la ñeneen membre village yi amuñu ci dara mais tey jii bu dee valoriser nañu suuf soosu tout un village wala village environnant yëpp a ci gis seen bopp
parce que bu boobaa dootul doon borom suuf si rek. waay. donc kooku tey jii ci wàllu boppam buñ ko indemniser loo xam ne moom sut na par exemple moom ñu évaluer moom annuellement. bu ko doon exploiter approximativement ñaata la ci am. tey jii buñ ko rembourser loo xam ne tey jii wóor na ko ne moom bu ko doon exploiter fii ak 100 ans mënu fee am loolu. je ne pense pas que kooku war na mën a toog di kaas sama suuf wala lii ak lii ak lii ak lii. ki investir aussi ñu sóoraale que moom investissement lay def. waaw mën na fa def 1000 milliards dara du ci génn. dëgg la kooku aussi ñu bàyyi xel que ne moom investissement lay def. ay prospection rek la am ay perspective rek mais mën na antu comme aussi mën na bañ a antu li kenn ñaanu ko. donc kooku aussi fonds de lan moo koy garantir. mais justement est-ce que waruñoo xoolaat tamit li nga xam ne moo di forme de partenariat bi am diggante investisseurs yooyu ak collectivités territoriales yooyu ak ñi nga xam ne tamit ñoo di paysans yi nga xam ne ñu ngi à la base. dafa ma rëcc que seen rajo Sud FM ñu jël ñi ci ligne bi asalaamaaleykum allo salaamaaleykum. allo. waaw ku baax na nga def. allo. ñoo ngi lay dégg ku baax. ñu ngi lay ziar. allo. allo oui allo. allo. allo oui allo. waaw ñoo ngi lay dégg. ñoo ngi defal coono. sant yàlla lu bari alhamdulilah. moom bëggoon a participer un peu rek ci kii bi. ayca tur bi ak fa ñu woowee ku baax. waaw mbiru suuf yi xam nga ñun moom village yi lañ dëkk. ah ci village yi waaw. donc xam nañu suuf li mu am lim njëriñ bi mu am. ci baykat. dëgg la. ba tax na ñun dañuy woo état yi ak ñi gouverner ak ñi am possibilité. def ay attribution bu ñu koy def ñuy bàyyi xel villageois yi. parce que dëgg la dañ naan yor suuf su bari te mënoo ko exploiter. mais fii kenn mënu fi exploiter lenn lu fi waaye def état de la jàppale. état de la jàppale même ku mën a doon moo xam ay israélien la moo xam ay étranger la bu ñu ñëwee dañu leen defal ay facilité ba ñu mën a exploiter loolu facilité yooyu ñuy def nag bu ñu ko defalee baykat yi. dinañ mën a liggéey. mais est-ce que une fois yéen dem ngeen di demander pour ñu defal leen. man est-ce que di ngeen dem ñu di laaj yooyu pour ñu defal leen ko. non non xam nga baykat moom. moom boo demee ci village yi man village laa juddoo fa laa yaroo. sama baay toolam la daan exploité di ma fayal may jàng ba réussir nekk ingénieur tey. macha allah. bi ma nekkee ingénieur am moyen dama delluwaat village. jël sama tool bi ma sama jox ma bënn fa ñaari teen tabax fa poulailler jox samay frère ñuy liggéey. kooku bu ñu jëloon toolam avant may nekk mag kon tey jii loolu du ma ko mën. dëgg la. donc village waaye moom dañu nekk Sénégalais yoo xam ne dañu jàpp sax ni ñoom pratiquement amuñu ay droit yu bari ci duñu bariwuñu lu ñuy réclamer du mosoo gis rare jamono yi rek ngay gis avec les médias privés nga gis ay villageois yuy marche naan ay courant ndox mais ñoom xaaruñu dul mu taw ñu dem liggéey lu leen yàlla may ñu dunde di xaaral beneen taw wallaay nekkuñu di sonal l'état maintenant nag c'est à l'état d'aller vers eux jàppale leen xool li ñu former leen ñu mën a exploiter seen i tool par exemple le cas spécifique bi ñuy coow nii. waaw dëgg la 300 hectares xaj na ce sera difficile pour les villageois ñu mën ko exploiter mais pourquoi mënuñu def partenariat public privé. oui pourquoi le gars mënul ñëw indi les moyens. je peux amener l'eau je peux amener les intrants je peux amener les machines je peux amener les engins. ñu def partenariat gagnant-gagnant. je prends ma jël seen i doom ñuy liggéey. au fur et à mesure ma leen rétrocédé bu ngeen demee ba mënal seen bopp ma rétrocédé leen affaire yi. waaw di leen bu ma demee ba jël sama. waaw. loolu c'est une idée. mais le problème bi gën a mag dans les villages mooy. l'accès à l'éducation yooyu parce que gis nga man mi di wax ak yow village bi ma juddoo. suñu génération ñëpp demoon nañ école mais pratiquement. taux de réussite bi ñi ci génn. ba mën a liggéey. am diplôme. ay benn ñaar la ñuy doon. te loolu li ko waral condition de vie yi nga xamante ni moom la seen waajur yi di dund. ñàkk moyens yi ñàkk pour que seeni doom. mën a réussir. man nag dama gis ni état Sénégal moom buñ ko bëggee développer. tey jii tey li ma gis. mooy ñëpp. économie si yëpp pensé nañ ni Sénégal bay mooy tax économie am kii maanaam tey maanaam Sénégal nawet bi bu baaxul day feeñ ci économie bi même waa Dakar dañ koy sentir dëgg la donc pourquoi duñu
investir ci mbay mi. pourquoi du ñu jàppale baykat yi. àll bi bu njëkk ay garab la woon manding la woon li ñu naan mbanding. nga xamante ni ay garab doo am foo jaar. man fi ma dëkk Sañu Xoor mag ñi ne naan bu njëkk daan nga yéeg ci ron. ron xam nga garabu roññee. waaw yéeg ci ron jaaraat yéegaat ci beneen ron. dox lu mat pratiquement 100 mètres doo jaar ci suuf maanaam da nga yéeg ci ron yéegaat ci beneen ron. c'est-à-dire comment ni àll bi tuffi woon ak ay garab. loolu nag mag ñi ñoo takk seen ndigg laxasaay yi di ko dagg ba mën a am espace cultivable. di ci cultiver di ci dund ba seeni doom màgg hérité ko. mais justement da ngay hérité légitimement wala légalement parce que aussi tamit foofu problème la suuf soosu na ngeen nit ñi nekk ci àll bi na lañ koy amee est-ce que ñoom tamit am nañu possibilité wala amoon nañu. ni ñu ko mooy tey jii ni Séti Senghor di amee. ay droit d'auteur ci hymne national. waaw noonu lañ ko amee ñoom noonu lañ ci amee droit ñoom tey noonu la demee. d'accord. loolu mooy réalité bi. d'accord ni un ministre amee même boo wàccee ñu lay woowee monsieur le ministre. waaw wala ni un président amee bu wàccee bu nekk président am tous les honneurs. noonu la béykat bi amee tous les droits sur ces terres yi nga xamante ne dafa fekkoon ay gaynde ak i lëg ak i bukki. mu xeexanteeg ñoom rey leen dagg garab ya. di ko béy noonu la ci doom amee quoi. Sénégal li ki doy waar mooy loi yi ni ñu ko tënkee. waaw gars yi dañ koo tënk rek ci li leen arrangé ba xoolal tey par exemple en matière de justice. xoolal suñu politiciens yi. dañoo am seen i kaso yu bopp. dañoo am seen i prison yi bopp. ku ci sàcc am na fu ñu lay tëj bokkul ak fa ñuy tëj sàcc katu ginaar ba. am nañ ay articles yoo xamante ni da leen di permettre nga mën a génn libéré wu njombe goo def lu mu rëy mën nga am possibilité génne loolu c'est parce que ñoom ñooy voté loi yi donc ils ont créé de sorte que ñoom. leen arrangé lépp amuñ ci problème. ni wàllu foncier nag ni ñu ko tënkee buñ ci boole woon béykat yi. xam ni mais est-ce que li nga xam ne moo di commission de réforme boobu ñu doon wax commission nationale de réforme donc foncière bi waxoon ni nag ku nekk dañ si mën a gis boppam yooyu impliqué nañ leen si wala yéen la ngeen ci xam wala. waaw xam nga man fi may wax man maa ngi tudd Bachir maa ngi dëkk Pire. waaw Pire maa ngi dëkk bu ñu naan Bagne wetu Pire. mais ñun dañoo bokk ci victime yi nga xamante ni tey suñu suuf ICS lañ ko attribué. Taïba. donc ñun on est censé à tout moment. boo demee suñu tool yi ICS dafa samp ay panneaux. domaine ICS waru leen fi sax tabax. waaw donc loolu déjà victime bu rëy la ndax bañ koy attribuer booba yàgg na. je suis d'accord ICS am na lu mu joué rôle bu mu mag bu mu joué ci économie Sénégal. mais jamono day dox. jamono day dox di dox donc pour man attribution yooyu ñu defoon ICS. waaw war nañ ko revoir pour prendre en compte. besoin ñi nga xamante ni ñoo fa nekk di ko exploiter. gisu lañ seen bopp daal. waaw besoin ñi nga xamante ni ñoo fa nekk di ko exploiter. nañu évaluer bu fekkee réellement li ICS di dugal ci économie Sénégal. moo ëpp njariñ li baykat yi di dugal ci économie Sénégal je ne pense pas. d'accord. parce que je suis sûr et certain que bu tawoon baykat yi ñëpp toog ni duñu bay daan métti si ñoom de. mais ci état bi lay gën a métti. très bien. parce que village yi ñooy dundal. ñooy dundal ñi ci taax. Dakar wallaay dëgg la. donc état bi war na fexe ba. képp ku ñuy jël sa suuf. vraiment mënuma comprendre. un Dakar waa né à Dakar grandi à Dakar xëy dem fu war a mel ni Ndingler am fa titre foncier c'est inadmissible. d'accord warul mën a nekk. bu amee ku am titre foncier waa doomu par exemple foofu ñoo ko war a am. titre foncier mën na nag ñëw. ñu rétrocédé ko une part mu liggéey. par exemple ces 300 hectares yi ñuy wax. je bon maîtriser ma nag dossier bu baax. si on lui dit que on te donne 150 hectares. les autres 150 booy aménager nga aménager 300 yëpp. les autres 150 appartient au villageois. bàyyi seet de telle sorte que même la collectivité locale dina ci mën a am une part. dina ci mën a am dara. mais bon dañuy wax naan ay RSE am na lu ñuy dina tabax école dina tabax teen mais loolu c'est pas ça le problème. parce que ñun ñëpp dañuy aspirer à la richesse ñun ñëpp dañuy aspirer au changement au développement. ki toog ki bàyyam tey am 3 hectares xamul nu ñu koy exploiter parce que jàngul. doomam ëllëg mën naa jàng ba gérer ko di ko exploiter. loolu moo am solo. man sama baay ay tool yi mu amoon. bon ay tuuti la ci daan récolte dañuy ci mais tey man bu ma yóbbuwulee école ba ma jàng ba réussir. mais dama fa def ay investissement di fa liggéey jël ay nit ñu fay liggéey. très bien. donc faut pas ñu toog ni waa Ndingler exploité wuñu foofu mais seen i doom ëllëg bu ñu réussir. mën nañ ko exploiter.
merci di ko beaucoup exploité seen i doom demee mën nañu nekk ba mel ni le Siya Ngom bi nga xamante ne tey jii moom lañ jox suuf si di ko exploité. oui très bien. loolu la quoi waaw merci maa ngi lay. jërëjëf sëñ bi ci intervention bi moom nag waaw ku yëngatu ci mbay la waaw kon nag il a droit au chapitre comme ni ñu koy waxee ñu jël kenn ci ligne bi salaamaaleykum allo. allo asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw Moussa. naam. waaw na ngeen def waay. sant yàlla lu bari kooku. ñu ngi siyaare bu baax. ñu ngi lay dellu siyaar. di rafetlu programme bi. jërëjëf kooku. maa ngi wootee fii Bakary Cissé maa ngi wootee fii Amérique. Amérique sëñ Bakary bisimilah. waaw New York. jaajëf. waaw di rafetlu programme bi rek xanaa di participer ci coow li rek. coowal suuf Sénégal. waaw coow li moom dafa bëri waaye wartoon na bëri daal. li tax wartoon na bëri mooy. li ñu waroon a def li ñu ko defoon rek coow li du xas fii. mooy gouvernement bu Sénégal ci boppam du réagir dañ du teel a réagir. bu dara xewee ci sa biir kër. nga dégg ñuy weerante balaa ñooy wexaal weerante bay xàgg ci xuloo bay xàgg ci xeex. yow ci borom kër gi da nga war a teel a jox wax. loolu mooy tax coow du jóg coow loo dégg Sénégal rek li ko waral li ko tax a gudd rek mooy yéex a réagir. problème bi wax ji li ko bëril yépp mooy lenn. mooy titre foncier lañu war a jox doomu aadama. ay kilomètres ay hectares yu bëri waruñ cee jox kenn titre foncier. képp koo xam ne fekk nga suuf soo xam ne kenn liggéeyewu ko kenn nekkul di ko bay. nga soxla ko pour war koy bay war nañ la koy mën a jox. waaye li jaaduwut mooy jox la ko ba pare jox la ay kayit yoo xam ne yaa koy moom ba faw boo dee say doom jël bu ñu dee seen doom jël. bu ëllëgee nga dagg ko di ko jaay loolu moo jaaduwut. loolu la góor gi war a xoolaat loolu lañu war a baax. waaye suuf moom xàll moom muy gan ak muy dëkk ak ñëpp a ci war a yem. foo xam ne fekk nga foo xam ne kenn liggéeyu ko suuf dañ ne. da ngay dundal rek soo dundalee soo mën a tudda dundal nga jox keneen mu dundal loolu la si suuf ne suuf kenn moomu ko. waaw suuf kenn moomu ko da ngay dundal waaye dundal googu nag lañ cay war a joxe mooy titre foncier bi ñuy joxe loolu la xel mën da nangu. loolu moo ci jaaduwut waaye maanaam jox ko Babacar Ngom pour mu def ko bay loolu amul problème. waaye lay problème moom mooy titre foncier lañ ko war doon a jox ndax ay 300 kilomètres 300 hectares kon astafurlah 300 hectares kenn waru ko jox nit tout titre foncier mu moom ko. su soo dee say doom jël su ñooñu dee seen doom jël. bu la neexee ëllëg nga dagg ko def ko ay teewal di ko jaay wala nga def ko ay parcelle di ko jaay. loolu moo jaaduwut. wax ji yëpp loolu la. gouvernement bi ci seen bopp ñoo war a xoolaat seen bopp. képp ku soxla suuf pour bay ko war nañ la koy mën a jox nga bay ko waaye waruñ laa jox ay titre foncier waruñ ko jox kenn. titre foncier kenn rek moo ko war a xam mooy kër gi nga war a dëkk. kër gi nga dëkk rek lañ waroon a jox nit titre foncier. waaye am xàll kenn waru cee jox nit kër. absolument loolu moom mistake bu rëy a rëy. waaw rëy na coono yëpp foofu rek la nekk. waay amul leneen. tool yi yëpp mooy titre foncier bi rek waaye su fekkoon ne nga xam ne nii dañ ko jox mu liggéeyee ko saa bu mën a tuddoon liggéey ñu jël ko jox keneen. delloo ko amul problème. amul problème loolu rek la waroon a nekk. mais kon mbir mi fan la sooxee ba ñu ba waa ji am titre foncier est-ce que ca mairie bi ba cay jàppale pour délibérer ko jox la wala ca kaw la wala. ca kaw la. waaw ca kaw man ci li ma gis ci man. fam jaar ba am titre foncier bi waaw foofu la ñu war a lañu ñëpp foofu la yàqu-yàqu bi dalee. parce que la koy waral mooy moom xëy na am na xaalis mën naa am fu mooy jaar koo xam ne kum romb am lum la jox. loolu mooy tax muy koy am. waaye waru ko na am. waaw. waru ko na am. waaw titre foncier moom waru waaye nag war nañ ko jox nag mu liggéeyee ko. waaw. comme kenn def woon dara moom loolu moom jaadu na moom ci jox ko mu liggéeyee ko waaye titre foncier bi rek mooy problème. dëgg la jërëjëf sama gis man titre foncier daal kër gu ni da dëkk rek. moo ko war a xam. waaye xaar kenn war titre foncier. jërëjëf. jërëjëf Moussa kontaan nañ bu baax waay. jërëjëf sëñ Cissé ñoo lay gërëm sant jërëjëf ñoo lay gërëm de sant sëñ Cissé Bakary ca États-Unis ñu xaar keneen bu nekkee mu ngi ci ligne bi 88 628 98 salaamaaleykum. oui salaamaaleykum. ku baax tur bi ak fa ñëwee. Moussa waaw man la Amar fii ci Dakar sëñ Amar bisimilah.
allo. bisimilah allo. waay waaw ma ni. macha allah wax ji daal boo ko seetee auditeurs yi wax dëgg yàlla tënk nañu lu bari. muy Sall mu njëkk a woote ci Italie ak Gilles. vraiment waa ji wootee pire. intellectuel yu mel noonu la réew mi soxla. waay. li ñu sonal yëpp mooy malhonnêteté intellectuelle. affaire bi dafa leer nañ. lu ñuy nëbbu ak lu ñuy làq amu fi dëkk bi li fiy dox ku nekk xam na ko xaalis moom boo fi yoree. foo jaar day ubbeeku. waay sama mënul écouper terre ay 100 ans. benn waaye ñëw musul taxaw ci dëkk ba ñëw léegi am kayit boo xam ne yow mënoo ko am da nga ko mënul am sax am. allo ci moom la doggee kon ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 33 825 18 30 bi nag pour ñu nekk bitim réew la ñoo ñee bëgg a bokk ci waxtaan bi sur seen rajo seen biir émission lu ci xam. ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum allo 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 waaw kooku rëcc na tuuti ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 bu nekk am na ku nekk ci ligne bi allo allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Moussa. waaw kooku. Thiam man Ablaye Faye laa tudd. sëñ Ablaye Faye. waaw Ndofane laa dëkk fële Saloum. dëgg la. waaw dama bëggoon rek participer tuuti rek ci sama xam-xam bu gàtt nag. waaw. xam nga dafa am ay taxes yu ñuy wax droit coutumier. ci biir droit coutumier bi soo ko jëlee. dafa am lu ñuy wax le droit à la hache. droit coutumier maanaam ci ban fànn mooy lan. ci suuf si. waaw suuf si il existe dans les textes anciens. lu ñuy woowee le droit coutumier. lan mooy droit coutumier. droit coutumier nan laa ko mën a tekkee ci wolof mooy maanaam texte la daal en tout cas ce sont des textes qui disent que les terres là nga xam ne paysans yi foofu lañ nekk ils ont le droit am nañu yoon di koy utiliser. di ci béy di ci jëfandikoo waaye mënuñ ko jaay. waaw maanaam droit boobu existé na. dama xamul nag nan laa koy waxee ci wolof sax. dëgg la waaw xaw naa leer fii. si ñun ñuy déggu wolof waaw leer na tuuti. voilà maintenant. dafa am nag une notion fictive benn terme yoo xam ne peut-être mënoo ko exprimer ñëpp xam ko mooy lu ñuy woowee le droit à la hache. le droit à la hache nag. soo ko waxee kaw. xam na mooy lan Moussa soo demee 100 ans 200 ans ci ginnaaw. billahi wallahi taala on avait une forêt. bu lëndëm savane da nga doon dégg sax ci texte yi ñu lay wax la savane. lion ak yooyu. waaw. àll bi dafa lëndëmoon jafe ba suñu maam ya nga xam ne ñoo doon jël sémmiñ. am fit nag dem di gor fenn pour dëkk fa. la fa jaan rey ci ay nit. waaw. la fa gaynde song ci nit. la fa bukki lekk ci nit. et cetera bëri na booba tubaab ñëwagu fi ba wax li ñuy wax le droit li ñuy wax le domaine national. domaine nangam donc ne serait-ce que loola rek. le droit de cette hache là. waaw. que nos grands-parents ont eu le courage d'aller défricher dem di ko gor. mooy fàq dëkk daal ay mbokk. mooy fàq bee wala fàq loolu rek war na mën tax yow soo dëkkee ci taax. yow taax maa nga dëkk feneen. soo ñëwee fenn di wut ci suuf comme ni ko waajooju waxee titre foncier def faa waru fa parce que la fa maam ya daj ba dee fa ba ñeme fa Moussa nga xam ne temps boobu ciment amul fer amul dara amul lu mooy ay sakket lañ doon def ak ay bant. gaynde yi di ko fëq di fekk suñu maam yi ci biir di leen gaañ di leen rey. jaan yi di dugg di leen màtt. di leen màtt ñu fay dee suñu la waxoon nombre de personnes yi dafa dee. bari nañu trop. kon légitimement ñi nga xam ne ñoo doon seen i ñi nekk ci suuf yi nga xam ne yàgg nañ ca ñoom ñoo ko moom suñ la déggee. moom ban sax xam nga soo ne aussi moom. xam nga la loi dafa am doole. parce que su fekkee on a changé maintenant le droit positif. ne
depuis 1972 là, ou quelque chose comme ça, que 64, que la loi maintenant des terres, c'est une loi qu'on appelle loi sur le domaine national. Madame, à part 5%, ce sont des titres fonciers, tout le reste, c'est le domaine national. Le domaine national de l'État du Sénégal, ce soxla aussi, des demandes, comme il y a aussi des demandes. Mais vraiment, nit ku jógee fenn lañ wax dem foofu xam ne ay paysans depuis 100 ans. Ils ont affronté des lions pour góor foofa am fa fuñ fa dëkk ba ñemee fa ba dàq gaynde ak yooyu yow nga toog a toog rek ñëw ñu jox la fa un titre foncier. 300 hectares ou 1000 hectares selon. Vraiment ñaaw na daal ci xel c'est légal nag. C'est légal mais xam nga tout ce qui est légal Moussa n'est pas légitime dégg nga allo. Allô allô allo Moussa. waaw maa ngi lay dégg waaw Moussa. naam. dama ne. demal nga baal ma rek ma jox la benn exemple. waaw. demal ay yéen. demal ay tubaab jalaaw. demal les villages lébu laa yëpp. Pratiquement amul kenn ci ñoom koo xam ne amoon na titre foncier mais l'État le reconnaît que ñoom seen droit coutumier la parce que foofu lañ leen fekk fi lañ mos a dëkk di napp. fi lañ mos a nekk nangam ñem moo fa dem kenn naan ko way dañu nangu seen suuf. di ko jox un privé. par exemple. lu noonu rek la bon boobu xalaat daal laa bëggoon a jox rek. le droit coutumier doublé avec ce qu'on appelle le droit à la hache. su fekkoon ni jege woon naa la mënoon naa la jox sax les textes nga ko waaw dëgg la vraiment loolu droit à la hache mooy fit wa nga xam ne maam ya amoon nañ ko waaw mooy bay dëndam kor ko gaynde ya rey leen fa ñu dee fa lu bari ñàkk fa lu bari suuf soosu vraiment beneen su ñëwee su fay wut dafa am neneen nu mu ko war a wutee dëgg la mais du lu yombee noonu trop quoi dëgg la loolu rek moo nekkoon sama contribution jërëjëf sëñ Ablaye ba tey si fàttali yooyu tamit si rappel yooyu muy jëm ci droit coutumier yeeg droit à la hache maanaam fàq bay ñoo ñëpp ak yooyu waaw kon nag yooyu moom partage ni tamit benn xam-xam tuuti ci moom salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar Kuba. di ñaanal réew mi ñëpp jàmm. amiin. yal na yàlla tegg ci mbas mi. amiin allahumma amiin waay. yàlla jàppale ñi ko jiitee. amiin waay. ñu koy wattandiku nit ñi. man du ma wax guerre du ma wax xeex. ndaxte mbas mi. bindeeku yàlla la bu yàlla wàcce ci jaan kon kenn du guerre ak moom bu fekkee ñun ñi tuddee woon nañ ko guerre maa ngi koy tuutal ñëpp ndaxte comme ni ko sëñ Cheikh Ahmed Tidiane si waxee woon ci alquran bi kaani walillahi junuudu samaawaati wal ard maanaam armée yàlla yi nga xam ne léeg-léeg mu wàccee benn rek pour xaw a xupp nit ñu tuubaat yàlla jéggal te yàlla musal ñu ci mbas te teg jëpp di wax nag ci affaire suuf ñaata nit lañ fi fal pour ñu def réforme ñu tegg tànk tam bàyyi boo bàyyee xel ñaata nit waaw ci Macky Sall rek président bi mu faloog léegi fi woon sëñ bi turam waaw mu tegaat ci Doudou Ndoye ñooñu xamoo woon nañ leen ci njàmbaarte de waaw la bonne question mooy lu tax ñooñu tegaat ci ñëpp dossier boobu dem loolu mooy sama première jàng yaakaar naa ni ab réew boo xamante ni mi ngi dox ni mu war a dox lu toll na état ñi dafay réformer pour ñu tegaat mbir mi ci yoon ñu ko tàmbalee loolu daa war a yegg waaye man ba léegi dégguma ñu ne def na ko conclusion rapport jox léegi suuf ñii leen koy àtte waaw dégguma li ci def am na ku ko wax sànq lu am solo la titre foncier TF TF waruñu ko jox ay hectares ay nit ñu koy doonalante dafa am li nga xam ne nguur gi moo ko moom maanaam askan wi ñoom ñoo ko moom ñoo ko bokk kon waruñu ko jël jox ko benn nit nga koy àtte fekkee nag da ngay liggéey ngir mu jëriñ askan wi maanaam nga ciy tuur sa ñaq di ci faj seen soxla ñeneen di ci ñëw di ci liggéey di ci faj seen soxla jaboot mën nañ la koo jox nga ciy liggéey waaw lu wëm ci wàllu dëkkuwaay kooku sa bis la nit nag lu mu am ci dëkkuwaay comme ni ko waa ji waxee boo amee sa 200 mètres carrés wala sa 400 sax mën naa koo wax kooku mën ngaa dëkk ba defal ndaxte boo xoolee ni ñu daggatee suuf
ñuy dëkkee ci par exemple comme parcelle bii nga def ay 150 hectares loolu xat na keneen ñëw yori ay 50 hectares 300 hectares maanaam ci gerte dafa rafetul nit dem ba ci benn dëkk ñu jox la fa ay nangami hectares téeméeri 300 c'est trop fan nga jaar ba am kayit boobu quelles sont les procédures qui ont été faites ou bien marquées pour ñu attribuer la loolu on n'a rien contre les investisseurs nationaux suñu ay mbokk lañu suñu ay mag lañu lépp lañu bëgg nañu ñu liggéey parce que doomu réew mi waaye képp ak li ñuy wax xaw ma nu ko wolof di waxee sax dafa yenewul maanaam nga moom ko di ko jox maanaam yow la moo ñuul ci yow ci si def la moo ci ñuul ci maanaam li nga lim yooyu yëpp daal la nga jàpp daal loolu warute woon mën a nekk te ne lañ waaw li ci warula mën a nekk mooy tey ji am dëkk boo xamante même boo ko cosaanoo woon nga bokkaat tey ne la dafa ñu dagg ci ab làcc boo xamante ni dañ naan jiw ñii moo ko moom léegi su ko defee turam nekk ci même boo ko defee turi société bi sa société la tey yàlla tere bu fekkoon ni nit ki dafa wàññeeku te water ñooy jël rek ni sama société bàyyi la waaw dem foofu la affaire bi sew bi nekk mu taxam dañuy ñaanaat président de la république bi nga xamante ni ñun bokk nañu ba léegi ci ñi nga xam ne ñoo ko wóolu ñu bokk ci ñi nga xamante ni woteel nañ ko pour mu jël réew mi doxal ko ci programme bi nga xamante ni ci la ñu aju woon ci 2008 di ko doxal ba ci 2000 yàlla def mu jiite réew mi gàlla na am way woo xamante ni nii mu amee ci ay résultats yoo xamante ni positif na am na yoo xamante ni yàlla defalu ko ci ndam xaw na metti ci moom waaye ci ñun jàpp ñun ñi nga xamante ni ñun moom la ñu faral ñu am contrat boo xamante ni moom la ñu signé ak moom pour mu doxal réew mi 2012 ba fii ñu toll nii am na dossier yoo xamante ni bu mu ci tekki tànk bu mu ci ragal ndax askan wi li ci ëpp looloo taxoon fal pour ñu soo yem ci lëj yi nga xamante ni bare na ci secteur yi tey jii xëy na dañuy wax wàllu suuf ndax moom moo xew mais bare na yenn secteur yoo xamante ni ñun man sama combat bi nga xamante ni moom laa defoon li nga xamante ni pour principe la pour un état de droit pour la justice sociale man looloo taxoon ma ànd ci ak président de la république Macky Sall pour ñu joyantir yooyu yëpp te ba léegi bis bu ko songee ñun dañ ko ci jàppale bu nit nag amee sañ-sañ di def yenn yi wala di wax yenn yi ñu bàyyi ko ci noonu kooku suñu nguur gi moo war a taxaw temm ndax de wallahi l'azim sëñ bi bis bu Macky Sall taxawee joyant yooyu askan wi ko faloon 2012 ñi nga xamante ne même mer nañu sax dañuy dellu si waat am nag moom ndax loolu moo gënoon tax ñu fal waaw jërëjëf kon nag ñoo ngi ñaan yàlla mu yal na yàlla dolli jàmm ci réew mi amiin ñi nga xamante ne seen xel fatt na ba ñu jàpp ni la ñu nekkee wala la ñuy def mi ngi ci yoon te fekk du yoon ñu ngi loot aw askan yal na yàlla ubbi seen xel ñu delloo ci waat te delloo waat askan bi li ñu moom ndaxte réew mi bu jagee ñëpp lay jagal ndax ñoo ko bokk dëgg la sénégalais rek lay def ci doon wasalaamaaleykum wa rahmatullah yal na yàlla def jàmm jërëjëf ku baax ci intervention bi am na solo trop kon si loolee nga xam ni ñëw na ci léegi ñu jël keneen ci ligne bi salaamaaleykum oui allo allo fay rajo bi sawet ku baax waaw waaw fay rajo bi sawet ku baax waaw fay naa ko Moussa na nga def Diop sant yàlla waaw Diop bismillah yaa ngi ci jàmm sant yàlla taarikalla di la nuyu di nuyu waa groupe bi ñoo ngi lay fay bu baax Diop di rafetlu waxtaan bi quoi jërëjëf Diop mais Moussa c'est que sunu état ci boppam ñoo sérieux wul li tax ma koy wax mooy def nañ ay réforme foncière ñi ko war a liggéey nañ ko ba jox président mu war a def ay décret waaye lu tax defu ko lan moo tax deful ay décret pour affaire bi régler une bonne fois pour toutes waaw parce que ñoom y a des politique politiciennes moo ci ne parce que ñoom titre foncier dañuy xool ku leen neex suivant situation politique bi fu mu toll noonu lañ koy doxale kii nga xam ne jox nañ ko suuf fële ci dëkk boobu am coow laa waaw
mais Ndengler Ndengler la. mais moom nee na waa Njilax la amal suuf si suufu Njilax la. waaw mais parce que frontière u Njilax ak Ndengler. waaw mooy moom dafa ñëw pour exploiter mais moom lan la exploiter ba bay am titre foncier lan la fa exploiter yow exploiter foofu dara ba pare dem titre foncier. mais Moussa actuellement nii fi jamono bi toll avec Covid 19. mais état daf ci war a jàngat jël ay njàngat mais fii en Italie tey. def nañ benn sénatoria muy benn loi boo xam ne dañuy maye papier mais ñi ngi may papier ay étranger. waaw mais dañoo ciblé agriculture. ciblé pêche. ak élevage. waaw xam nga ñoom déjà ñu ngi projeté wu dans l'avenir. mais Sénégal lan la def mais suuf même bu dee ay étranger waruñu leen jox ay suuf ñuy am ay titre foncier mais du yoon. oui. parce que suñu développement ci trois facteurs yooyu la nekk. muy agriculture élevage ak pêche. tey élevage ñu ngi nii amuñu autosuffisance ba léegi ñu ngi xalaat naan. waaw la dégg naa la ministre mu naan nit ñi nañu teel a ravitaillé wu. parce que boo moytul xar dina ñàkk. waaw ñoo ngi topp mbir ci dëkk bu toll ni Sénégal xam ne suuf am na fa ndox am na fa lépp am na fa. ñu am problème mu xar toujours dañuy dem Mauritanie wala fële nu mu seeti wala Mali mais loolu gàcc la. suñu géej gi tey napp gi yaa ngi dégg ñu ngi joxe ay licence de pêche. mais xoolal pêcheurs yi tey situation bi ñu nekkee. xoolal baykat yi mais loolu état moo leen war a jàppale. baykat yi fii sàmmkat yi fii nappkat yi fii ay patron lañu. ay borom alal lañu. parce que état moo leen jàppale bul na rek baykat bi amul moyen bu mu exploiter suuf si. alors dañ koy laisser en rade. benn waay jóge fële. bu nga xam ne homme d'affaires la am na xaalis ñëw ñu jox ko suuf si. waaw exploité ko bu am ci déjà titre foncier. kon dañoo war a fexe ba ñu ndóol gën a jëm ci kaw tamit xaw a tolloog sax ñi war a am tuuti. voilà c'est ça moom mi nga xamante ne moo jógee fële. waaw industrie jaar na fi mu jaar ba am li mu am. mais moom dafa war a jàppale ñeneen ñi. dafa war a ñëw fekk waa Ndengler yooyu ak waa Jirax mu ñëw jàppale leen ne leen man kat fii laa déparé. accident fii léegi dama bëgg yéen ma wan leen fi ma jaar ngeen jaar fa ba am li ma am. mais doo ñëw fekk suufu jàmbur avec la complicité de l'État parce que moom ci biir conférence de presse xaw ma point de presse la xaw ma wax na ne sax sama doom doon na jàppale Macky Sall donc yaa anguille sur roche. ci roche. sama doom jàppale ne fii avec la complicité de certaines presse là ñëw pour bëgg ñu valider la sa forfait mais ça ne passe pas. nit ki boo bëgg a dimbali ay paysans da ngay ñëw associer leen. nga ñëw indi matériel am nga ay moyens fexeel ba population bi gis seen bopp. mais yow dafa goo fa dara fexe ba am titre foncier. alors titre foncier boobu lu muy tekki. yow yaa ko moomal sa bopp. alors fekk 10 ans fekk kii nga daal di muré ba mu jekk. toog ba mu neex la ba mu am valeur nga jaay ay am 6 milliards. loolu c'est la complicité de l'État. def nañu réforme foncière. mais li des mooy application. mais l'État ne veut pas appliquer. parce que y a des daf ci calcul politicien. mais promoteurs yi ngay gis nii ñu ci bari. mais État la ñu àndal. ñooy saaxee suuf si. nu mu leen neexee. avec la complicité de l'État. mais loolu la ñu war a arrêter baykat yi amuñu moyen mais c'est l'État qui doit moo leen war a jox ay moyens. ñu mën a exploiter suuf si mais yow exode rural bi ngay gis ñii ñu Dakar fees dell lan moo ko waral. mais bu leen fixé woon fa ñu nekk dimbali leen jàppale leen. mais agriculture élevage pêche ma ne ñetti secteurs yii bu ko état bi exploité na mu ko war a exploité. mais Sénégalais yëpp daan ci gis seen bopp ba kenn dootul soxlaa dem feneen. très bien Dakar gii ni mu xat kon nit ñi dañ toog. seen région yi di fa dund te duñ soxla dem Dakar. dëgg la. mais loolu foofu la ñuy xaar état. mais est-ce que waruñu woon saytu balaa ñu wax li tamit ñu saytu zone yi nga xam ni daanaka ay investisseurs ñoo fa demoon defal ni ki mel xool ndax loolu am na mujjantal gi ci askan wi lan la njeexital gi est-ce que ñooñu askan bi gis nañ seen bopp ki fa investir mi gis dafa boppam. mu doon modèle boo xam te waaw. Indien yi ñu jox suuf si fële. Marocains yi ñu jox suuf si foofu. mais mu leen état jàppale bañ koy exploité mais buñ ko defoon Sénégal duñ koy exploité nga foofu. bu ñu ko defoon Sénégal dañuy exploité ko mais yow mën nga dem Maroc pour am fa suuf actuellement nii. déedéet wala nga dem Inde am fa suuf yow mën nga ko yow.
waaw ndeysaan yàlla Mugabe sax defoon na fi benn réforme agraire la jëloon suuf si nga xam ni moom lañ joxoon ñi jàpp ni ay waaw dëkkuñu fa mu jox ko béykat yi waaye mujjul antu. mais li ma gën a metti mooy ay milliers de milliers d'hectares lañ leen di jox ba pare jox leen titre foncier. c'est ce qui est grave. ce rythme là Moussa bu continuer fekk 50 ans mel na la suuf si yëpp ñun Sénégal dañ ko ñàkk te suñuy doom ëllëg bu ñëwee fan la ñuy dëkk fan la ñuy bay te mbay mënut a ñàkk. jërëjëf Covid 19 war na nañu fi nekk nii. nit ku nekk war ngaa fonk sa suuf. waaw. li ngay bayee war nga ko assuré di ko li ngay dundee war nga ko assuré. di ko bayal sa bopp. dëgg la. mais bu ñu problème yi ñu am ni ñuy exporté ceeb te ñun am ñu am fleuve boo xamante ne tey macha allah. bu ñu ko exploité nañ ko war a exploité koy autosuffisance waroon na am ci lépp. ci riz ci gerte ci lépp. waaw ba baykat yi dinañ bay di transformer def lépp fii. waaw foo la ñu war a comme ni ko yeneen réew yi defee. jërëjëf sëñ Diop. mais yow yàkkamte warulul complot njuut njaaj bu ay nit ñëwee nga xoolal ca lekk pour jox leen suuf si bàyyi sax sunu baykat yi ñu nekk ca démb ba léegi. baykat yi bu leen jàppale nu ñu koy exploité leen war a jàppale ko le état. bu leen joxoon ay titre foncier ñoom ñu kat ñu moom seen suuf. mais dem ca banque ba mais banque dina leen la jox xaalis. dëgg la comme ni ko ingénieur boobu waxee. moom ci zone boobu la dëkk. mais xale yi jàng nañu. xam nañ sa gis sa paas. mën nañu informer seen i mbokk. mais état moo leen ci jàppale mais nag duñ ko def parce que politique politicienne ay njuuj njaaj la ñu xam corruption di ko jox ñoo xam ne yelloo ko wala yelloo wuñ ko bu élection ñëwee ñoo ñooy génnee xaalis di leen financé. loolu dong la mais baykat yi bu leen wax dara tooñ leen. jërëjëf leen jàppale daañu ko mën a exploité comme ñeneen ñi. jërëjëf sëñ Diop ngeen baal ma. ñoo ngi lay gërëm sant Diop ci Italie ñu jël keneen ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. kooku. waaw man lay las Ibrahima Khalil Diouf bu Kàccili. bu maa ngi wootee depuis Italie. Saalum ngay wootee. non Italie. Italie waaw bisimilah. waaw dafa amoon benn lu ma la bëggoon wax tuuti lu jëm ci affaire yu problème suuf si ngay wax nii. waaw. ñun ñoo ngi dëkk côté aéroport Blaise Diagne. waaw Diass. ci communauté rurale Kër Mousso. ñun dañ faa nekkoon léegi état bi ba mu indee projet aéroport bi. waaw. léegi ñoom te ñu xëccoog ñun ñu délimité aéroport bi. léegi am na suuf si fa des léegi bañ délimité aéroport bi ba pare am na suuf si fa des population bi dañoo doon xeex ak gars yi. ne leen comme affaire bi utilité publique la dañoo bëgg ngeen wax ñu aéroport bi fan la yem. ngeen délimité seen aéroport. bu ko defee suuf si fi des ngeen jox ko population bi ñu dëkk ba. waaw. à grande surprise xam nga lan moo am. coow li lan moo fa nekk allo. ñoo ngi lay dégg. yaa ngi may dégg. léegi en 1995 dafa am benn waay bu fa ñëwoon ñu koy wax Abdou Aziz Diop. yaa may dégg. maa ngi lay dégg waaw. léegi ñu jox ko fa benn métier communauté rurale bi fa nekkoon communauté rurale Kër Mousso. ñu joxoon ko fa benn suuf boo xam ne toll na ci 203 hectares. waaw. commune Diass jox ko fa benn suuf boo xam ne toll na ci 150 hectares. léegi 2015 léegi ba mu ñëwee waxtaan ak séeréer si ñii d'accord ñii bañ. léegi mu ne léegi day def projet pour ci bay. yaa ngi may dégg. waaw. communauté rurale bi jox ko loolu léegi après moom mu bayul nekk na fa 2015 ba 2015 ba 2018 non 95. 95 nga xam. ba 98. mu daw dem. waaw. abandonné suuf si. séeréer si delluwaat seen suuf di ko bay. waaw. léegi aéroport bi ba mu ñëwee ba mu gis projet aéroport bi. mu delluwaat demaat ci commune ba. waaw. léegi gars yi au lieu que moom dafa ne woon day bayul. 95 ba 2007 ba 2007. bayul. bu su faa def dara. projet bi antuwul def na fay ginaar ba gas na fa ñetti fooraat. bu gasee ba mu yaakaar ne ndox day génn suuf lay génn. mu daw mu bàyyi daw. mais fu mbir mi mujjee fu mu ne nii actuellement waaw. waaw soo koy tënk très rapidement. léegi mu mujjee léegi affaire bi dafa def détournement d'objectif léegi nee na moom immobilière lay def léegi affaire bi dem na ci commune ba gars yi defar ko délibération. waaw léegi moom mu dagg ay terrain di jaay. ah te population
léegi moom indi na plan boo xam ne mu ngi ci 2393 parcelles. 2000 ci ne woon day bañ. day bañ. non ñun ñoo ngi yéeg di wàcc document yooyu non. non ñu ngi yéeg ak wàcc ci moom. document yooyu fépp foo yaakaar ci Sénégal ba président suñu document yooyu mu ngi foofu mais Fouras Salikoudine amul kenn ku ci ñemee wax. mais seen maire bi defoon délibération bi est-ce que ñoom ñii récupéré wuñ ko bu ñu xamee ne waa ji bayul dara. mais loolu mooy problème bi nag. maire bi ci moom la àndal loolu mooy suñu problème depuis boobu ba léegi ñun ñoo ngi xeex ak moom léegi maire bi. def na keneen li ci gën a doy waar. li ci gën a doy waar. moom bayul dem na daw kasi 98 daw na abandonné yëpp kenn gisatu ko kenn déggatu ko. daw na léegi au lieu que gars yi récupéré suuf si mais dafa ñëwaat 2007 gars yi jox ko projet mu indi ko projet immobilier gars yi joxaat ko beneen délibération. ba pare mu ngi tourné waat di joxaat na population boobu. benn délibération boo xam ne 100 hectares la ci kaw 200 hectares yooyu. d'accord waaw ça va être très compliqué pour régler ko fii. léegi mu ngi jox population bi ñu ngi am ay actes administratifs. yooyu yëpp population bi am na ko. te yooyu yëpp maire bi moo koy signé moo signé Abdou Aziz moo signé population bi dëkk ko. ok. léegi li ci gën a doy waar tamit Abdou Aziz nee nañu benn waay bu tudd Ndiogu lii da ko doon liggéeyal léegi Abdou Aziz amul. waaw parce que soo ñu bëggee nettali historique bi yëpp day xaw a day géey tuuti parce que ñu tamit waaw. waaw très rapidement si situation bi fa xew daal mooy lii. waaw. léegi mun a day fay mu ñëw foofu commune rurale bi jox ko benn. mais léegi lan mooy position askan bi est-ce que yéen jëm ngeen maanaam fi leen yoon may ngeen dem ngeen fa am déet. non suñu document yooyu amul benn bureau boo yaakaar ne mu ngi Sénégal te nekk fa. waaw. ñëpp lu sekk ci affaire suuf. ñëpp lu sekk ci affaire yoon. suñu document yooyu mu ngi foofu ñu ngi dem foo xam rek dem nañ ko. très bien dinaa la ca xamal leen gis nga population ba ma lay wax noonu. ñoom la ñu yëkkatee ci aéroport bi. waaw. non ñi ñu yëkkatee aéroport bi dañ leen yóbbu beneen gox parce que def nañ leen waaw. am na ay zones yu ñu leen jox ba tabaxal leen ko. non population mooy ñu delloo leen seen suuf. dama lay wax li ci gën a garaaw ñun ci la ñuy ñetti village yi ma lay wax ni Kesoxat. Daakili Mbadat ñoom la ñu yëkkatee ci aéroport bi. waaw dem dajale leen benn ci lu toll ci ay 150 hectares yoo xam ne ay non dañ leen woo joxoon 150 hectares lañ leen gaa yi joxoon waaw. waaw. léegi 150 hectares yooyu ñu tabax 75 hectares yi. 75 hectares yi am na ñu fa dëkk. waaw mais 75 yi fa dëkk. dafa amaat beneen mbuxum bu fi nekk yow bu la doyul soo paree nga jël sama numéro. d'accord jox la détails yi jox la documents yi benn par benn. d'accord incha allah. waaw gis nga li ci gën a bon ñun la ñu yëkkatee ci aéroport bi. waaw. nangu suñu suuf yaa ngi may dégg. ñoo ngi lay dégg. sulli suñuy néew. ba léegi aéroport bi gisuñu si suñu bopp. boo demee foofu commune rurale Kër Moussa. 20 employés yu mët amu ko ci aéroport. waaw loolu. te monsieur le président ba muy inauguré aéroport bi dafa ne ñii ñu yëkkatee ci aéroport bi nañ gis seen bopp ci aéroport bi. dëgg la waaw ñun gisuñu suñu bopp ci aéroport bi. dëgg la gisuñu suñu bopp li def si suñu suuf. jërëjëf benn waa ji jóge fële nee na moom moo ko moom. jërëjëf sëñ Kébé dégg nañ sa mbëbët kon. li ci gën a waaw mënuñu sëñ bi nga tënk ko très rapidement parce que am na ñeneen tamit ñu bëgg àddu ci mbir mi. waaw léegi am na beneen waay bu jaaraat ci suuf nee na. waaw non parce que ñoo ngi lay may ngay tudd ay tur rek te loolu tamit ñooñu tant que mënuñu défendre tamit day am difficulté waaw mais dañu waxoon ci fee bi rek waaw. après dinañ jéggante. d'accord jërëjëf ku baax waaw parce que moom tamit waaw y a trop de problèmes foofu c'est vrai que ni problème lu war jas beeg yooyu yëpp dëgg la ñi ñu jëloon foofu yóbbu leen ci yeneen i gox ak yooyu xaw ma nag nu mujjee waaye nag am na ñoo xam ne moom dem naa ba yër ko fu ñu leen tabaxal feneen pour ñu dëkk fa ak yooyu waaye xaw ma matti naag dégg ak yooyu danañ ko saytu salaamaaleykum. waaleykum salaam. ku baax nuyu nañ la. El Hadj Moussa Thiam. naam. allo. waaw maa ngi lay dégg. El Hadj Moussa Thiam kii El Hadj Xaaye Guèye la. El Hadj Xaaye bisimilah. maa ngi lay ziar di ziar waa Sud FM yëpp. ñoo ngi lay fay sëñ Xaaye. di nuyu sa auditeurs yi di ñaanal sa sponsor bi yàlla gën ko dëgëral. amiin amiin waay. li muy jaayat mu gën a jar te gars yi jënd ci taw bi pharmacie bañ ko jënd ci mbedd. jërëjëf. ndax njariñ la ci réew mi. jërëjëf.
di la nuyu bu baax di nuyu tey nag xam naa li nga waxtaanee am na solo lool muy foncier bi. bu dee nag comme lii xew tey ji nga xam te ni mooy diggante Ndingler rek ak Babacar Ngom man vision ma ci am man. mooy que comme moom sénégalais di investir di liggéey. am lu mu fa def. nekk ci affaire bi nekk titre foncier état li ma dégg mu wax ko. ba mu mën jot ci loxoom. mu tàmm di ci liggéey di ci dimbali ñooña di dimbali gox ba kon dama doon ñaan askan woo ñu dem coopérer ak moom xam ni. comme moom lu mos a yor ci réew mi la ko liggéey te la mu wax ni moom la ko laaj moom la ko muy defa liggéey. nañ coopérer ak moom ñu ànd liggéey liñ ko waxee soow bañ a liñ ko waxeeti bu sëll du yooyu giiru dem ak nen te meew du tuuru. ñu ànd ak moom coopérer liggéey parce que comme moom yor la loo xamante ni fa la jóge te gox ba te bëgg naa liggéey ak ñooña. te ma ngay wut ay avantages yu dugg ca gox ya. loolu am na solo nañ coopérer ak moom te bañ ñu wax ji. mais xëy na le problème mooy justement problème acquisition terre bi la ñuy wax ndaxte suuf nan la ko nit war a amee ak tamit ci yan anam lañ ko war a joxe est-ce que dañ ko war a louer wala dañ ko war a jaay wala dañ ko war a. mais moom bi mu wax Moussa. waaw moom bi mu waxee wax na ni ñu ko jote parce que moom wax na ni bari moom gars yi dañu 300 hectares moom nee na 200 hectares moo ne titre foncier te nee na joxe na 30 millions bari ñoom dañ leen koy jox duñu joxe sax benn aucune franc. xam nañ suuf yi ni daan demee mais suuf yu ñu war a exploiter dañ ko war a def titre foncier wala dañ ko war a def sous forme de bail pour que suba tamit mu mën ko war a rétrocéder pour ñeneen mën cee war a. waaw xam nga loolu moom ñi koy délibéré ak ñi ko demandé ñoo cay ne. voilà mais moom li ma gëm moom tegu ko immeuble parce que xam nga waa ji coupé léegi gis wax na ni moom dañ ko joxoon pour mu bay daa mujj def ko projet immobilier ndax Babacar Ngom ma nga def projet immobilier man de bay laa gis mu def ko ndax forage la yett ci biir def ko ci te am na ñu ngi ci tàmbali liggéey te nee na fii ak déwén nañ ci investir 3 milliards fii ak déwén kooku am na lu mu jot a def foofa lu tam la mu waxam ma ngi koy kii mais le problème mooy 300 hectares boo liggéey bu nekkee bu fekkee dañuy jox suuf tool na mën nañ ko def baay boo liggéey ñu def ko sax voilà c'est ça beneen titre précaire boo xam te ni nga mën a ëllëg mën ko retiré mais nag boo xam loo xam titre foncier état la moom foog askan wi xam titre foncier état ak titre foncier individuel yi am beneen bi sax bi may wax bu gën a yaatu mooy président Macky Sall dafa am liggéey bu mu doon liggéey mooy réforme foncier même Doudou Ndoye moo ko doon liggéey Moustapha Souran moo ci nekk su paree mbirum suuf dina jeex parce que boobaa kenn ku am suuf di nga ñëw titré ko ñu def ko sa tur boole comme ni titré oto yi titré ko kër yi Dakar yi kenn mënut a jaay titre foncier jàmm ki mën a jaay oto jàmbur parce que sa tur ci la ne loolu moom liggéey la boo xam ne koy jàng président mu gën cee gaaw ko fee bu gënee gaaw problème boobu jeex mais dafa am leneen lu xewaat ci communes rurales yi yeeg communes yi nga xam ñoo gën a nekk ci àll bi man bu dee commune moo juddoo muy Koul diggante Koul ak Ngaay daf léegi ngeen xool fa bu fa EG wàccan dagg nañ lépp maire bi dagg na lépp ba léegi dëkk bu ñuy wax Ndombalax comme jubee seen suuf ñoom dañoo gën doo ko laal parce que duñ ko dagg joxe mais dañ koy dagg di ko jaay wut seen courtier boobu loolu tamit benn affaire la li ma gëm daal mooy état bi na génne mbirum suuf mi na ko génne ci maire yi jox ko sous préfet yi ak préfet yi parce que ñooñu nit lañ ñoo xamante ne ay administrateur lañ nekk seen solde leen jël leen seen dignité leen ko ak seen njàng mais seet koo xam am xaaye géey mu falu ci benn commune xool suuf sa dagg ko jox ay xaritam wala mu jox di ci enrichir loolu moom état war na cee taxaw di ci xool bu baax a baax a baax absolument wasalaam jërëjëf point bu am solo la ndaxte tamit le foncier si ñan la war a dellu ndaxte nag dëgg la sax am na sax ñuy proposé naan suuf suñu war a béy dañ ko war a jox benn office boo xam ne bu autonome la boo xam ne tamit ku ko soxla jaaree fa ñu jox la ko boo paree delluwaat ko foofu ñu mën ko saytu bu baax salaamaaleykum. waaleykum salaam. ku baax nuyu nañ la. Alaaji Moussa. naam. ñu ngi laa ziar. dalal la ziar. mbaa yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah taarikalla. yàlla na jàmm ji yàgg. yàlla ñu def ñëpp. da nga am xarak li muy àndal. amiin. ñaan yàlla ñu fekk toog jàmm. jërëjëf amiin defal ko jërëjëf jëf ci waaw. amiin amiin. Moussa. naam. su damay rappel rek une chose. par rapport ak thème bi nga indi tey. waay. mais Moussa. xam nga ñuy wax ay commission réforme foncier. yi ñu doxoon maître Doudou Ndoye. ci xamoon nañu ni dafa démissionné woon. waaw. région yi taxoon mu démissionné xamuñu ko. mais Moussa bu ñu rappelé ko am na leneen lu gënoon taxaw loolu. en 2016. lors des référendums. waaw. boo demee ci 4e point bi ñu nga xam ne président de la République moom moo ko bindoon présenté ko Sénégalais. bi muy jël waxee droit à l'environnement sain. droit à notre ressource. waaw naturelle. Moussa lan la ci woon ci foncier. moom day dimbali ji ki nga xamante ni bii bu abrogé woon tey ji benn loi rek wala benn kii rek. tey ji mun nañ koo promulguer. waaw demee ñu mettre en rigueur. donc mais Moussa. Diop Italie maa ngi koy féliciter di encourager parce que wax na presque importance su émission bi. manque de sérieux et manque de courage politique de l'État du Sénégal moo tax lii di am ci foncier di am ci foncier. xam nga pourquoi wax loolu Moussa. gis nga la majeure partie des Sénégalais yi nga xam ne dañoo voté woon oui
ci référendum 2016 yooyu. 80 wala 60 nangam % yëpp li ñu leen waxoon ci foncier bi leen parce que dañ leen waxoon ni leen. suuf bi jàllee incha allah fu waaye am suuf dinañ la utal papier bu légal boo xamante ne bii. titre foncier la doon ñoo di ko loolu Sénégalais buy tëdd di ne la war ngaa xam ne loolu waxoon nañ ko. lan moo tax boobu léegi mënuñu ko mettre xam nga. y a aussi c'est un problème. gis nga en tant que conseil municipal bi ma doon loolu aussi membre commission domaniale au niveau de ma propre commune muy la commune de Kër Moussa. bi nga xamante ne bii moom la ci génn léegi doon wootee Italie. te dëkk catholique moom la doon wax. Moussa li am foofu kenn mësu koo gis ci àdduna lu ñaaw. billahi Moussa xam nga kooku wax noonu sax man mun naa la wax ni la catholique Mbadat. ke soxat la zone sud de la commune de Kër Moussa maîtrise bi ma ko maîtriser moom xam naa sax moom ma fa dëkk maîtriser foofu noonu. parce que aéroport bi ñu koy implanté foofu. ñu ngi ñu doon demandé 4500 hectares. waaw. poisson ou par la xam nga lan la aéroport bi di exploité. les 2500 les 2300 moom la exploité. kon mu des. presque sont les 2200 hectares. 2200. mu nga fa. et alentour de l'aéroport là mais nag aéroport daa bëgg tamit. sécurité extension bi Moussa foofu laa jëm. waaw sécurité. mais Moussa xoolal li am foofu. waaw c'est di maguy. billaahi. et puis xam nga déplacé nañ leen yóbbu leen ci site de recasement ba. waaw site de recasement bi. waaw catholique benn partie bi moo dem. beneen bi dañu dem parce que mënuñoo comprendre. espace bi def foofu nekk 106 et quelques hectares. benn foncier bu nekk foofu xamuñu kan lañ ko fa bàyyil. te à côté ñu ngi fa préparé ay logement sapeur pompier ñu ngi fa préparé ay logement gendarmerie. ci même site bi laa lay wax nii. ñoom loolu lañ doon posé la question à savoir lan moo tax nag suuf soosu ñu jox ko ñii jox ñële aussi te ñoom ña fa dëkk ñu bëgg leen fee génne te 106 hectares yi mu nga fa. waaw d'accord bi ñu opposé woo 200 après ci lañ leen aussi. jox 106 hectares yooyu. muy la village de catholique ak la village aussi. de catholique ña sa desoon. waay le chef du village Ibrahima Diouf. bu kesu at mu may déglu. le chef du village aussi Mbaye Faye bu catholique mu ngi may déglu. Moussa li am foofu fexeel ba nga dem fa yow au jour rek nga def foofu ay investigation. d'accord incha allah jigéen ñi pour te dire ñoo yore kër yi léegi góor ñi amu ci kenn ku ci bénéficié woo dara ci aéroport bi. waaw du emploi du dara te ay jeunes diplômés ñu ngi foofu. non c'est grave Moussa pour bañ a monopoliser. c'est vraiment la parole. maa ngi génn c'est Matar Lam Gueye conseil municipal à Kër Moussa. waaw Matar Lam Gueye ñoo ngi koy gërëm di sant si intervention bi ci préciser sax li nga xam mooy waa ji njiitoon ci la ma doon addu boo tey rek ñu ànd ak ñi ñuy déglu ci te bëgg a bokk ci tam salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ajaratu bisimilah. El Hadj Moussa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. ok di nuyu ñuy déglu rajo bi yëpp. di wax ne rek. ñu bëri wax nañ ko li jaaduwul mooy titre foncier lu toll noonu superficie bu toll noonu. ñu koy jox nit titre foncier. bàyyi ci la war a yem. waaw kenn bañul kenn exploité. mais liy dëgg tey yoon mooy bu nit ñëwee di exploité war na mën a fexe ña ca gox ba bénéficier wu ci te loolu commune yi nga xamante ni mais ku ci ne bu nit ñëwee homme d'affaires que ce soit mu nekk sénégalais wala mu doon un étranger. mais war nga fexe ba ne ko yow fii de lenn lii la ñu bëgg. bëgg nañ école parce que ñëpp xam nañ ne école doyul. ak provisoire nga nit ñi di dégg. bëgg nañ école ay salle de classe yoo tabax xam nga loolu c'est 3 fois rien kuy jël 30 millions di ko jëndee ñu koy jox 200 nangam hectares. non mais franchement loolu mayee la saraxe la en quelque sorte. tabaxal ne bëgg nañ école par exemple. bëgg nañ électricité dañ fexe def ay panneaux solaires mais su ko defee gox bu ne. nit ñi di ci profito mais li dul yoon mooy benn nit di profito ak askanam wala descendance am. ñu dëkk ca gox ba ñoom def ci précarité ak pauvreté. mais nañu fexe aussi les communes là bu nit ñëwee war a investir fenn bi. ñu teganteeg yow ne la par exemple. boo ginnaaw ak yow defar école ak. aider leen ci par exemple bu fekkee am nañ poste de santé yenn matériel yu ñu war a am te amuñu ko. mais xale yiy jàng yaa xëyti mu laa ni jàng mooy yor réew. mais lan moo téye ñuy octroyer ay bourses ñu ne la par exemple chaque année de nañ fexe ba ñi dëkk ci gox bi. ñi ciy choisir 4 wala 5 permettre leen ñu dem jàngi. jàng bu baax. parce que nag bourse fii au Sénégal c'est pas évident. dégg naa fi keroog sax kuy wax naan ku am moyenne 14. ku jàng ba dem terminal di nga xam ndax 14 c'est facile pour nga am ko à l'examen parce que 14 boo ko amee ci à la mention bien.
tu as la bourse automatiquement bourse nga am. mais par contre municipalité war nañ mën di octroyer parce que am na ñoo xam ne xam ne duñ mën a am 14 duñ mën a am 12. mais quand même conditions yi ñuy jàngee permettre leen sax xam ne ñu excellent. ñu ne leen doomi gox bi da leen permettre ñu dem jàngi ingénieur agronome fi ñu jàngee agronomie bëri na ci àddina bi fii ci xam naa ni kenn rawul leen ci woon parce que type de sol yëpp ñu ngi woon foofu moo tax sénégalais yu bëri dem étranger jàngi ingénieur agronome presque Russie lañ ko defee mais tegal leen lu leer et puis ñu doon ay associé am na ku ko ci wax mu bañ a doon rek ñëw naa fi voilà waa gox baa ngi liggéey su ko defee nit ñi leen di jàppal tànk naan waa gox baa ngi fay liggéeyu surga doo nga lañ leen di liggéey surga ñu leen jël pour di leen fay di leen fay dara loolu yow ngay enrichir mais loolu du yoon def dul yoon suuf si kenn waru ko defee noonu suuf si bàyyi la war a doon nit ki exploité ko mais fa mu koy exploité gox gi daf ci war a profité man dama koy wax tout le temps dama naan Sococim bii ni mu installé wu fii en face de Bargny mais Bargny man ba ma juddoo ba léegi dafa romb man mosumaa gis romb ko rek gis ni changement gisuma ko te industrie mi ngi foofu boo xamante ni ay milliards la ñuy brassé te dégg naa am na taxe yu ñu war a fay sax duñ ko fay mais yooyu gox bi daf ci war a am xam nga bu ñu toogee tey ñii coronavirus bi am ñu nekk bitim réew di def ay cours en ligne même Sénégal am école yu ko mën a def mais Sénégal gépp mënuñu ko def parce que pour la plupart am na ñoo xam ne ordinateur amuñu ko mais lan moo tax ñu mel noonu nga mën leen imposer ñu installé espace numérique def fay ordinateur équipé école yi xale yi mën di jàng bu cours amul buñ toogee seen kër mën ko def wala ñu am foo xamante ne mën nañ fay dem di ordinateur yaa nga fa wifi ba c'est gratuit absolument mais nit ñi nañu am ambition pour néew di doole une vision prospective quoi voilà c'est vrai am na solo waay jërëjëf non jërëjëf loolu du am ambition du bëgg sa waa réew absolument am na dëkk yoo xam ne mais dëkk bi dafa war a naat nooy neex waaw yàlla am na lu ñu may mais li dul yoon baadoole pire mooy ñu jël la ñëpp bopp mais jox ko benn nit jërëjëf sëñ bi ajaratu ñoo ngi lay gërëm sant ci intervention bi kon ci intervention bi xam naa nag waaw ñu jël ñaar ba ñett rek su nekkee ñu ngi ci ligne bi xam nañu tagtu salaamaaleykum allo waaw na ngeen def ku baax salaamaaleykum asalaamaaleykum waaw dafa dog wala kon dafa jeex ci moom ñu xaar keneen ci ligne bi donc daanaka kenn way waaw ñoo ngi ci asalaamaaleykum waaleykum salaam. ku baax nuyu nañ la. waa Trondo. waaw Trondo ça va. ñu ngi lay ziar bu baax a baax alhamdulilah. naka coono yi. sant yàlla te xaw ngaa ca de ay ca bokk doxalal. ñu ngi ñaanal sa sponsor. jërëjëf. yàlla yokk chiffre d'affaires. amiin tabaarikalla. mais Trondo. naam. dama am benn question bu may posé. est-ce que ñun réellement bëgg nañu développement. est-ce que bëgg nañu changement. ndax lu tax. Moussa. naam. Sénégal man. maa ngi dëkk Sànnaar mu nekk ginnaaw université Gaston Berger ma jàngee école dëkk bu ñu naan Mbaxana jàngee alxuraan dëkk bu ñu naan Mbarigo muy des villages environnants li tax ma jox la historique boobu mooy Moussa les grands domaines du Sénégal dafa jël ci suufu Mbaxana jël suufu Njëwdul jël suufu Mbarigo ba laal même booru Nengeej foofu ñu naan Ronk ak yooyu gis nga Moussa man xam nga lan laay blâmer état mooy bu jëlee yenn domaines yi jox ko yenn bailleurs yi amul benn mesure d'accompagnement boo xam ne moom lay def ndaxte les grands domaines du Sénégal bu ñuy installé wu en 2004 boo fekk na man maa ngi sama cours de formation journée 1705 la doon fay bu baree ba bare fi ñu toll nii ñuy wax ak yow passé wul 2000 bu dee egg na fa loolu mooy recrutement bi ñuy wax ci village ak yooyu. moom mooy lay fay par journée lu leer laa lay wax mun nga dem vérifier. Moussa. kon loolu mooy soxla si li mu doon wax surga rek lañ di jëlaat waay. barème agricole Sénégal. 1960 bi fi nekkoon. benn yoon lañ ko retouché c'était en 2010 par le président Wade wasalaam fa la yem te population day màgg. Moussa barème agricole boobu. même bu ñu bëggee mu nekk partenariat entre ñi dëkk ci gox-goxaan yi. ak les bailleurs. ñi dëkk ci gox. c'est intéressant kon li mu doon wax am na solo trop waaye nag waaw gars yi nag ñoom cate nañ de dañoo xaar ba acca bismillah ñu may la 2 minutes. allo waaw ku baax na nga def.
sëñ Moussa. naam. ñu mel ne 2 minutes sëñ bisimilah. Sow defe naa ci suuf si la ñuy wax de. waaw ñu ngi doon wax ci non c'est-à-dire nan la ñu war a joxe nit maanaam muy investisseur muy béykat ci suuf si nga xam ne daanaka suuf ñëpp a ko bokk ci fànn est-ce que dañ ko war a jaay wala dañ ko war a louer wala ndax dañ ko war a abal. d'accord comprendre naa. mais Moussa gis nga ci loolu. gis nga ni ñu créé APEX. APEX ni ñu ko créé. noonu la ñu waroon def. képp koo xam ne kii da ngaa bëgg suuf. nga adressé wu ci. organe boobu ñuy créé. c'est ça. moo xam ban localité nga ko soxlaa. boo demee ñu nga signante ak état bi. convention. bu bañ a nekk bàyyi boo xam ne bi dafay nekk ay 20 ans ay 30 ans. déedéet bu nekk une période bien déterminée. bu fekkee ne mbéy la. ñu kale ko ci fi nga xam ne fii fa la mbéy mi war a ñore. ñu xool sa durée d'exploitation. est-ce que règle yi nga signé ak état bi respecté nga ko wala déet. loolu bu ñu ko defee defe naa dina wàññi coow li. parce que aussi accaparé suuf boo xam ne bi aussi yow mënoo ci def dara. da nga ko fay teg rek mënoo koo béy doo ci sàmm doo ci def dara suuf sa nekk fa nga naan maa ko moom kooku aussi amul rentabilité pour ci réew mi. parce que coow li fi am bu yàggul nii. defe naa ni bu fekkee ni bii dégg naa ni nga xam ne nii kii yi ne du ñu ko jox suuf noonu la ko amee. muy kii sédiment. xam nga aussi bu fekkee ne nit ki dafay topp dara da ko topp nit ñi umpale ñu ko gis muy lijjanti ay kayitam ba am ko nga ne ko tey jii loolu doo ko fi def loolu aussi mën na indi beneen coow mais je pense que état bi ci boppam moo war a organiser wu waat xool problème bu suuf nan lañu koy régler pour képp kuy sénégalais wala ngay beneen investisseur boo xam ne bi da nga jógee à l'étranger boo ñëwee am na ci organe boo xam ne bi fa ngay adressé woo defe naa loolu bu ñu ko defee coow li dana wàññeeku. jërëjëf sëñ Moussa. ngi leen di gërëm. ñoo ngi lay gërëm sant kon nag mbokk yi xam naa nag fii la ñuy yëkkatee jotaay bi ci di leen dig daje incha allah samedi bi di ñëw ci beneen waxtaan sur seen rajo Sud FM 98.5 di gërëm ñëpp ñi nga xam nag bëggoon nañ te jàppandiwul di leen dig daje incha allah si beneen waxtaan sur seen rajo Sud. waaw kon nag di jàll tamit waa kër mbokk transporteur yëpp ci génnub àdduna Alaaji Njaga Njaay kon nag démb ci guddi waaw kon nag sànq lañ ko jébal boromam ci fanu jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen rajo Sud FM